So guys, yëg ngeen lii wala yëgu leen ko? yéen sénégalais yi ma gis ngeen di kaa di wax, lu tax gisuma leen ngeen di kaa gu ne góor gi nga xam ne mu ngi tëdd gune ko xam juróom-ñaari at ñu jàpp ko. vidéo bi mu ngi suma TikTok bi léegi laa ko post, wàcc leen gis ko bu dee gisu leen ko. gisuma leen ngeen di si live de ku ci gis ni ñuy live wax ma ko. waaye gis nga lii dëgg la fañ ko war a live fañ ci war a wax, waaye lii live rek du ko faj. gis ngeen askanu Afrique seen yab jigéen ak gune gii may xeex ñaata xat mooy ennemi Afrique. ku ko weddi wéroo xamoo conséquence bi ne si loolu, walla nga bokk ci ñi mel noonu. boo dee jigéen nga, jigéeni Afrique yi gëma di seen bopp te bañ seen bopp te xamuñ seen valeur te faalewuñ Afrique, ci nga bokk kon. guys, gis ngeen góor gi ñu jàpp ko mu tëdd gune gu xam juróom-ñaari at, waxuñ ndax gune gi góor la am jigéen ci vidéo bi. góor gi moo gën a tuuti ci nit ñi tëddoo gune Afrique ba tey, ak àddina juróom-ñaar rek nit ñi bëgg gune ci àddina si yépp ba tey mu ngi xam. loolu ku ne xam na ko. waaye ñun liñ wuutee yeneen nit ñi mooy ñun duñuy wax dëgg te ku koy wax duñ ko support. xool leen internet bi énergie bi ñu xam man koo use di xeex luy dëgg. Afrique wecceeku ñu développe, ñu koy use pour laalante, waxi laalante, ak pour saaga ndey, ak pour nit ñi fay la ngay kaa nit ñi ngeen di tapote. yéen tax ba góor yi xam xol pour dimbale Afrique duñ jóg, fa ñuy xool ni ngeen di defee bala ñoo jóg. suñ xoolee gis na yéen kuy saaga ndey ngeen tapote, kuy yàq askan bi ngeen dimbale, kuy wax lu xam fayda ngeen daw. borom toog di leen seetaan, yàqkat yi continuer ngeen di leen tàppateel di leen dimbale ñuy yàq. ñun nit ku ñuul ku ñu fekk ñuy xam énergie bu dul façon yii pour xeex ko. ñun nit ku ñuul ku ñu fekk ñuy xam énergie pour xeesal, énergie pour waxi laalante, énergie pour wuti sëriñ, énergie pour jëw, énergie pour di defante di xuloo di yàqante ñu di la fay wala jox di yàqante mel ni ay gune yu xam juróomi at ngay xendu ci loolu bu yàlla sàkk. énergie pour dóor gune, énergie pour tuutil jigéen ak gune, énergie pour dorogu, énergie pour laal koo warta laal, énergie pour jëw ba jant so buy whatsapp ngay jëw wala kermango yooyu ron kaas yaay, énergie pour stupid stuff bu ne, énergie pour direeku di togg ay waxtu. waaye xamuñ énergie pour taxaw wax dëgg, taxaw protect jigéen ak gune, protect suñ bopp, gune muy góor wala jigéen. ñaata gune la ñuy tëddoo Afrique ba tey, surtout dëkki jullit yi Afrique, dëkki jullit bu mel ni Sénégal nga xam ne Sénégal ci julliti naafeq yi ci àddina si Sénégal si la bokk. parce que Sénégal ak Gambie fa ñuy takk gune goo xam ne jigéen la xamut ndaw ñu di ko xas ne ko caga nga. su leen waxee ne ku mel nii mu ma tëddoo wala suma baay wala suma mbokk wala ki ma doon jàngal école wala daara wala jos pël bi ne woon ci bitig ci koñ bi di jaay bitig wala ñëwkat bi wala nangam wala diw ma tëddoo wala nita ma làmbatu ba ma doxee gune wala nita ma tëddoo ma xamee xat nangam mu taxaw ma ndaw nga ne borom fay fen cagala. yéen ñaata yéen a koy wax jigéen ñi fii barki rasulullah jigéeni askan bi ñoo leen gën a xam ne yéen ñu bëri yéenay seen ennemi. yéen góori Afrique yéen du takk seen digg xeex façon yii. góor ñiy tëddoo gune ci askan bi bëri ba dee ci àddina si juróom-ñaar fu ne, waaye xëpp ci ñun ngir ñun wéruñ lépp lu nit ñi di xeex duñ koy xeex. ñun suñ énergie pour xeesal lekk laal koo warta laal jëw lijjanti xaalis bu bon boo xam ne waroo koo xam, waroo koo hut ni nga koy hutee boo xamoon ngor.
buy xaalis buy dorog gune yi ñu dee sax nga xam ko. loolu mooy Afrique moo tax Afrique fees dell ak dorog, fees dell ak lekk yu bon ak xeesal yeeg chemical yeeg dorog yeeg lu bon. parce que nit ñi fa ñu wax ne fa ñu xam xaalis bàyyi foos ku dee seen yoon néew si. xam nañ énergie pour loolu, xam nañ énergie pour xuloo defante saaga ndey sosal nit jëw dóor xale dóor jigéen xeex ñoomu neen jamante paaka góor ñi xuti sëriñ liggéeyante jigéen ñi sax noonu xeex sa jabari sa càmmiñ xeex sa wujji xeex sa goro xeex sa njëkke surtout jabari càmmiñ yi ngeen dut may jàmm ak goro yi. goro bu ndaw sax tamit fay ñëw fekk goro bu mag bu xam jàmm ak doomam yi mu ne fa koy xañaane doomam yi fa koy xaajale doomam yi. waaye goro yu mag yi soxot tam das another level ak njëkke yi. maanaam xam ngeen énergie pour def lu bon toroxalante ba jant so ngeen daw wuti sëriñ nag ne sëriñ bi mooy ñëw dimbale leen defaral leen seen àdduna. Afrique sëriñ mënu koo defar xam nga lu tax Afrique mooy nattu boppam ndax Afrique fa naa fekk te du doxal dëgg te abuse jigéen ak xale te du wax pour dimbale jigéen ak xale. xola man mi koy def ñaata xat ni ma ci wéetee luñ may tuddee dof ak bëri wax dem ci nit ñi nga xam ne ñoo dof te bëri wax di leen tàppateel lu tax mooy ñooñu ñu ngi kaa nit ñi ba ñuy xaru ñooñu ñu ngi wax waxi laalante ba ngay jàmb sa bopp ñooñu ñu ngi saaga ndey moo tax doo leen tuddee dof ak bëri wax. ñun ñoo sedd xoli bañ ñu nit ku ñun ñoo sedd xoli bañ taxa dina si yëpp nit ñi ñu bugg bëriwul ndax bugguñ suñ bopp wéruñ. te man li ma jaaxal mooy li ñuy daw nag daw biñ ciy boole di daw bay dee ci géej gi mel ni ay jën di wuti beneen dëkk bu ñuy dem pour xam fa jàmm. lu tax nga di fa dem fa ñuy protect jigéen ak xale di megso ne jigéen ñi gune jàng école xam childhood bul yàq seen gune yaa gi koo gis mu tëddoo gune nit ñi jël ko sérieux xeex ko. waaye ñun duñ xeex nit ñi tëddoo gune te ku koy xeex ñi ne fa bon. gi nga jigéen joo tudd miis te nit ñi di fa dem di wax naan fañ leen tëddoo du ngeen di faale nit ñi wax loolu sax ku leen wax ne fañ ma tëddoo ma doxee gune du ngeen ko faale yéen a ngi bëgg a xam naka nañ ko doon tëddoo mais ni yéen pédophile yu tëdd xale ngeen. waxal tëddoo bi nu mu demee rek waaye suñu yoon néew ci ne loolu dal na la façon ngi émotion yooyu ngeen di joxe du ngeen yërëm borom du ngeen wax ci live bi ne surtout borom live bi taxaw condemn loolu noonu seriously foo ko si nit ñi bàyyi loolu. ngeen di taxaw sax naan yëfi fañ ma tëddoo moom bugguma koo dégg yëfi violent moom bugguma koo dégg sonn naa si waxaal rek yëfi laalante nga ak nit waaye bul tudd fañ la violent aka naan nit ñi fa ñuy fen nit ñi wax ne fañ leen tëddoo loolu du dëgg loolu xamul Sénégal. Sénégal si réew yi gën a bon ci àddina juróom-ñaar si la Sénégal bokk te yéen a ko tey jos ngeen a naa fekk te fir xaw na te sibbutu te bon te féet suñ waxee ngeen tus nga lu sal seen xaftaan yi ni tan yu sibbutu yéen ñu bari di lëpp-lëppi te fekk xaftaan yooyu bu ngeen ko summee li ngeen di def. xoolal ustaas yi tëddoo gune yi du jeex du xaaj xoolal Tuubaa gii gune yi fi tëddoo woon daaw noonu matul ñaari xat de xat mi fa paase rek weeru koor wi la def xat gune yi fa tëddoo gune yoo xam ne fanweeri gune ak juróom-benn hëpp na ko ndax nee nañ fanweer ak juróom-benn la hëpp na ko fanweer ak juróom-benn nga xam yow ustaas tëddoo ko ay gune su Sénégal Touba ci juróomi xati yàlla gune yi ka ca gën a mag moo xam fukki xat ak ñeent ka gën a ndaw xam juróom-ñaari xat waaye juróomi xat mu ngi leen di tëddoo. kon ki gën a mag sax ñaata xat la xamoon ba mu koy tàmbali ak ki gën a ndaw ñaata xat la xamoon ak ñaata nit la ustaas boobu tëddoo ñaata xat mu ngi jàngale ñeneen ñu bokkut ak ñi ñu ko jàppul muy tëddoo nii ak ñeneen nit ñi fay tëddoo xale nag xam nga man Sénégal gis naa déglu seen xibaar yi moo tax nga gis ma gisee wax maa gëj a bàyyi dem YouTube maa ba dem YouTube di seet xibaar yi Sénégal yi di ko déglu mer bay jooy ñëw di wax ngeen di ma def dof du ngeen tàppote du ngeen séddoo du ngeen dimbale vidéo bi dem ci waxi laalante di tàppote ba seen baaraam yi caga billahi amin seen baaraam yi damm barke Rasulullah yéen a dund métti te bon yéen a xamee jikkoy jaam mësumaa gis askan wu dund métti te soxot te naafeq te caga te bon te yab jigéen a gune ba mel ni askanu Afrique mësuma koo gis ba ma juddoo tey ñee tax tubaab bi di ñu génnee xam nañ suñ feebar bi wéruñ bugguñ sax xeet wu mel ni seen dëkk yéen gannaaw bu ngeen xal ko bay dee ci géej gi jën yi di leen reeree pour ñëw bitim réew te ngeen ne mukk bitim réew ni respecté jigéen ak gune buy fukk la benn sax du ngeen ko def benn billahi yéen ay jaam yéen ñi mel ni yéen ñi amee jikko ji
képp ko xamee jikko ji yaay jaam dëgg te ay doon keekoo manti do booy président yi Afrique sax barke Rasulaay du ngeen mas a xam jaam yéen xam nga lu tax xàq jigéen ak gune moo ne ci seen baat bi yéen Afrique roqañi jigéen ak gune muy gune góor gune jigéen xool leen seen naafeq ak jaam gi rek góor jigéen boobu deexoon Sénégal ngeen sulli ko suul ko ba pare sulli ko lakk niw ba ni góor jigéen la te waruñ koo suul Sénégal wala waruñ koo suul fañ ko suul te ngeen di seetaan gune góor ñu di leen tëddoo bu set ngeen ne pat bu yàggut balaa ma doon gedd ñu xibaari Sénégal yi géej koo seetaan ni ay weer ci gannaaw bala ma ko doon gedd Nabou Daas génnoon na fi di wax ustaas bu tëdd ak gune yu jàng Alxuraan ba gune seen day ya mënuñ koo ngëb seen day yay tuuru guney góor ustaas tëddoo leen ngeen ne pat neexu leen di génn di kooreen affaire yéen kaakat yeeg waxkat yeeg saagakat yi ndey yi ci internet bi yépp lu xam fayda li tot bu ngeen si wax moo ma jaaxal ak yéen seetaankat yu naafeq yu sibutu yu bon yi ñeen ñi bon te feebar te naafeq laay wax de ku ko mel xam nga sa bopp ay doon care nga xam jot nga xam joti na ami ni muy waxee baaxut te nga sant yàlla du may saaga te faale woo saaga yi sax ku lay saaga fa tarde su ngeen faale woon saaga lii yëpp dana xam ba nit di war a saaga ndax askanu faale saaga dana mel nii xoolal vidéo bi moom fi toogee tey xam nga tax vidéo bi def nii because maa ngi wax lu am fayda lii demal seet nag vidéo yi wax laalante bu ñuy dugg rek xegg na ay millions askan wu xal koo noonu te xeet jigéen ak gune lépp luy metital jigéen ak gune boo koy wax nangam tànnam wi bax mu daw xabal la ndax askan woo booy saaga seeni waram danañ ko yëg faale wuñ ko moo tax du ma saaga du may mer ba saaga nit ñi ku leen saaga sax moo leen di gënal because dañ xeet jigéen ak gune ñoom ñu bëri das da trop fukk boo compté juróom-ñetti yëpp fañ xeet jigéen ak gune Afrique jigéen ñi sax fañ xeet seen bopp xeet gune jigéen ñu bëri das da trop loolu mooy dëgg gi fa ruslu pour wax ko waaye loolu mooy dëgg gi xoola suñ manière yi ndax manière yi jigéen ñi gëm seen bopp te loof seen bopp te xam seen valeur moo ne ci ñun xool ko ñun ñaataa xam valeur boobu ku ko fi xam sax sa morom ñi ñëpp xañaane la ko mere la bañ la di la jëw di la wooye ay tur yu bon li seen jikkoy jaam ji doo ci dugg ndax ngaa xam sa valeur fu jigéen ñi jëlee lii yéen ñiy tuutil jigéen ak gune depuis bañ duxee gune di leen tëddoo di leen dóor di leen xas di leen beddi di jàmbu seen ndey yi ci sëy yi ngay sëy yow kenn goro yi duñ la may jàmm wujji boo ko xamee du la may jàmm wujji peccor du la may jàmm jëkkër ji du la may jàmm mu ngi njaaloo di la sàgganee di la toroxal boole si yow benn jigéen boobu gune yi ñu di leen dóor ci kër yi ñu jàngi ñu di leen dóor tëddoo leen ci kër gi yenn ñu jàngi ñu tëddoo leen wala di leen jéem a tëddoo ci mbedd mi fu ne di leen jéem a xoolal Sénégal xatam ba ma doon wax fii mbiri tëddoo gune ay ñaari at ci gannaaw comme façon wax ji la woon nit ñi dugg ci live bi di wax benn jigéeni sénégalais dugg mu ne gune gu xam juróom benn at lañ tëddoo ci jàkka gune jigéen ñu yónni ko jëndi këriñ mu jëndi këriñ di ñëw góor gi xoo ko dugal ko ci jàkka ji yóbbu ko ci wanag gi jàkka bi tëddoo ko ba deret ja sang gune ga mu romb koy wëy tëj buntu wanag bi ne ko bul génn xaar ma maa ngi ñëw boo génnee dee bul génn gune ga ne fa ba nit fekk ko fa deret ja sang ko ndax xamu fa ne gune gee génnoon di dox ak deret ji sang ko fa xaar ba sonn génn gune yi wër ko di ko ree nit ñëpp di ko ree nit ñëpp naan ko lii lan la ñu xam ne fañ ko tëddoo ba tey mu ne gune googu guney koñ bi ñu ngi koy bulli di ko tuddee xaw ma lan jàkka xaw ma lan di ko ñaawalee buñ ko mere you see gune guñ tëddoo si jàkka jël sa ndaw juróom benn at ma gëm jëmm comme kii juróom ñaari at gune gim tëddoo te xam nga lu tax lii xam góori Afrique yi moo tax nit ñu bëri fañ foog ne góori Afrique ñoom ñëpp pédophile lañ xam nga lu tax parce que sooy wax mbiri gune guñ tëddoo duñ la faale sax duñ la soppoo duñ la dimbale duñ ko yëgal seen yaram fukk bu ne benn moo koy yëgal yaramam benn ñi ci des ñoo xam nga lu ñuy wax yaa ngi yàq suñ der de hee yow yaa bëri wax hee yow yaa négatif hee yow moom yaa ngi bileem góor rek de hee lii jigéen ñi sax fañ koy def hee lii yoonam néew ci li ngay wax sax ndax góor gu doon nit te wér bu xamul doom sax te bëggut a xam doom sax su fekkee tëddoo wuñ ko ba mu du gone sax ndax xalaat na ne moom te leer na ko ne moom du tëddoo benn xale bu mu gis xaraamal na ko ndax su déggee moroomam bu tëddoo xale du ko naqadi su fekkee moom du tëddoo xale ndax su déggee keneen ku tëddoo xale ndax loolu du ko naqadi dana ko naqadi waaye nit ñi di def ñii nit ni ñuy def fay mel ni ñoom ci seen bopp ñoom ñëppay tëddoo xale wala bugg a tëddoo xale am telling you this gi nga xaw ma miis mi ñuy xeex noonu naan mu ngi wax wax yooyu noonu soo seetaanee live am bi wala vidéo ndaw yi muy post sax waaye surtout live bi
xoolal nag koo xam ne fa wax ne fañ ko tëddoom du xee gune nga xool réaction yi ci comment bi xool réaction yi ak even moom réaction am si nga xamee ne askan bi faalewuñ tëddoo gune bi. jigéen ñu bari sax faalewuñ ko. jigéen ñu bari ñu ngi dégg li may wax ne ñu tëddoo leen wala tëddoo seen rakk wala seen doom wala seen mag wala seen ku leen jege bu dee xam nañ ko kay ne jigéen ñu bari lañ fa tëddoo ñu ne muut. jigéeni Afrique ñooy seen ennemi bopp nag ba raw góor ñi ñoom ñu bari. xam nga jigéeni Afrique lu muy sutura lu bon lu baaxut ci moom baaxut ci xale lu rek lay sutura. loo xam ne xaritam def na ko lu bon mu jëw ko weer ko kum gis jëw la tuuti la sosal la bañ la jëw la. xam nga loo doone fa xam sutura xamul sutura fa ñàkk sutura te ñàkk ngor te bon. waaye nag mbonam gi du ko yóbbu sax fa mu ko war a yóbbu maanaam weer yu bon yi ko dal weer yu bon yi dal yeneen gune yi protect leen du ko def noonu de fa koy yóbbu ci nafiq ak soxot ak xañaane morom. romb nag li ko dal lu baaxul li mu sutura loolu ndax benn su waxee dee su waxee ñu def ko ni ngeen may def but also fay wax ne su ma waxee ñu xamal ma su ma waxee ñu yab ma foog ne man matuma man maa dund lu bon te warumaa dund lu bon bi ko man maa mat. askan bi mën nga fay jógee te doo dund lu bon bu dul làmbatu sax good luck. mën ngaa jógee ci askan bi muy góor wala jigéen màgg te doo dund lu bon loo war a dund. askanu Afrique bi surtout askanu Gambie ak Sénégal nga xam ne ñoo gën a naafeq te xiis ci àdduna juróom-ñaar. waaye fa ñuy mbubboo ne ñoom jullit lañ ñoo gën yeneen nit ñi du julli it. Sénégal ak Gambie yu bon yi fay xam surtout ci jigéen ak gune muy góor wala jigéen góor wala jigéen gune gi yu bon yi muy dund Gambie ak Sénégal ci tëddoo ci sàgganee ci jooy ci neglect ci dóor yu bon ci ponis sàgganee bàyyi sàgganee doom yi yaay yi sax ba surtout bàyyi bu sàgganee wu doom te mu ngi dund yaay ja du ko mën a sàgganee yee su ko buggee sàgganee sax du dox doo ko nangu. gisoo ni ngeen di def vidéo yi fi mu ne nii xoolal vidéo bi ni ngeen koy def góor gi tëddoo xale bu xam juróom-ñaari at Sénégal vidéo bi ne di wër si internet bi mu ngi nii si suma TikTok bi xoolal ni ngeen ne yerek mel ni ay niw yu ne ci bàmmeel di seetaan live. xoolal ndax li beneen askan bu mu xamoon nit samp live di wax ci mbiri loolu ndax nit ñi danañ def nii xoolal rek vidéo bi rek moo lay wax yëpp. léegi nga dem ci vidéo fu ñuy waxee laalanteeg maccante ak saagantey ak kaa nit sosal nit ba muy xaru nga gis nit ñi dañuy tàppatee di séddoo di tàppatee ba seen loxo yi damm. gis nga kii mu ne moom Gambia la waaye xam na doom bu mu xamee fukki at ak juróom fañ ko abuse loolu abuse la. abuse bi xam nga lu tax muy xam ba tey Afrique te dëkk yëpp xeex ko ba mu jeex bu yàgg su jeexut it wàññeeku na te ñun mu ëpp ci ñun ba tey ne xus. xam nga lu tax Afrique nit ku ñuul ñun wéruñ surtout jigéen ñun jigéen nit ku ñuul nga xam ne ñooy gën a torox Afrique yëpp ñun jigéen ak gune ñooy gën a torox ndax askan bu bon askan bu yëpp jigéen ak gune jigéen ñaa gune ñooy gën a torox te ñun suñ toroxtaande gi duñ ko xeexal suñ bopp suñ xeex yëpp ñu ngi koy def ci laalante xeesal concours ku gën a sol lu seer ku gën a sol këpp bu seer ku gën a sol or ku gën a am oto kër ku gën a xam effing téléphone bu seer dàll yu seer saag bu seer ku gën a mën a jëw ku gën a mën a sos ku gën a mën a laalante surtout laal koo warta laal foofu la ñuy concurrente foofu la ñuy yóbbu suñu énergie bi instead of yóbbu ko ci doxal dëgg lekk-lekk yu baax si yaram entraîné sax boobu tëddi nelaw ndax nga xam fan bu gudd ak wér gu yaram oytu xam koy laal ak koo du laal pour bul xam feebar waxuma sax mbiri doom feebar. askan bi soo ko bëggee te di si wax ngay toog ba rëccu lu taxoon sax nga commencé wax soo ko bëggee laa wax te di si wax ku bëgg askan bi tey wax fa muy focus ak kuy wax pour nit ñi ñëw wala di wax pour lu neex nit ñi pour nit ñi ñëw fa xuute ma ne soo ko bëggee te di si wax ngay rëccu lu taxoon ngay wax. énergie bi ngeen di jël di xeex ni ñiy wax dëgg su ngeen ko defoon ci xaj yi yàq askan bi bu dee yéen bokku leen ci kay laa wax nu ko doon askan bi tane na tuuti. askanu Sénégal ak Afrique tout Gambie Sénégal Afrique tout ba tey ñu ngi tëddoo gune ci daara yeeg école yeeg kër yeeg jàkka yeeg wanag yeeg fu ne
ndig ñun mag ñi wéruñ ñu ngi focus si lekk laalante xeesal téléphone jëw jàmbatu ngir fañ xam chronique dépression boo xam ne dóor ak tocco ak yu métti yi dund moo ñu ko teg ñu cees bànneex ak leneen. bànneex doo ko mën a xam soo deful li nga war a def. bànneex doo ko mën a xam soo dëkkee ci askan bu dul wax dëgg. askan buy tuutil gune ak jigéen duñ mës a xam genuine bànneex bu dëggu ndax nit ñi duñ xam seen valeur fa ñuy màgg ak naqat. nit ñu màgg ak naqat te xamuñ seen valeur duñ def jàmm su ko defee yow doo mën a xam jàmm. moo waral drogue bi bëri agressé bi bëri corruption bi bëri sëy yu bon yi bëri njëkke yee goro yu bon yi xarit yu bon yi mbokk yu bon yu bëri ni yëpp métit bi nit ñi dund moo ko waral. te métit boobu kenn du ko xeex te man mi koy xeex sax ñu ne maa dof depuis Facebook ñu may woowee dof ngir li may xeex façon yi depuis Facebook ba tey ak di ma woowee ne man maa dund lii fañ ma tëddoo ma duxee gune fañ ma takkoon moo tax nit ñi tëddoo bañ duxee gune sax ñu ngi may wax loolu wala ñu tëddoo seen ndey fii kan moo fi màgg te tëddoowuñ la ba nga doggune ba nga doxee gune xam na waaye bëriwul sa ndey sa baay sa nijaay sa mag sa rak sa xarit fu mu jaar ñu tëddoo si ñu bëri xanaa kay nga ko du yëg ndax ñun li ñu war a wax duñ koy wax li ñu war a wax pour protéger suñ bopp duñ ko wax fa ñuy jëw xas tuutil wax ak WhatsApp ba nit ba jant sa koo warta waxat jëkkati jàmbur ngay laalanteeg moom guddeeg bëccëg wala stupide wax ak góor di ko nax di lekk xaalisam wala góor di la nax di lekk sa xaalis wala góor di laal xale bu mu warta laal wala laal keneen ku mu warta laal wala wax ak ku mu warta waxat wala jigéen noonu yére fu mu xam danga ko lijjanti ba jënd ko mees fu mu xam danga ko lijjanti ba jënd ko dàll fu mu xam danga ko lijjanti ba jënd ko xam nga énergie pour yooyu yëpp xeesal fu mu xam nga lijjanti ko waaye énergie pour def lu baax si yow wax si lu baax si yow ak lu baax si yeneen xale yi nga xam ne yow yaa leen di jur wala sa moromi jigéen ñi jur leen xamoo énergie boobu surtout lu baax si yow loo xam ne dund nga ko te baaxut sa ndey sax lu bari sa ndey dund na ko sa mag yi sa xarit yi sa mbokk yi lu mel ni dóor xale ak tëddoo xale bi Afrique loof dóor ak tëddoo xale bi Afrique loof di ko def góor ak jigéen dóor yu bon yi ak tëddoo bi ñàkk a jàng sax boobu far boole si te soo màggee ñu ne la jàngoo illiterate nga suñ la tëddooxee takk la ne la caga nga moo tax xamoo vagin li nga wax ne fañ la tëddooxoon ba nga duwee gu ne fen la ngaa caga yow ci sa bopp soo si jëlee biir ñu ne la ngaa caga moo tax nga biir soo leen ne fañ ma tëddooxoon te xaw ma ko woon te xale laa nangam wala balaa ma doon xam ne maa biir fekk si tuuleet xale laa nangam ñu ne la ngay fen yaa ko tey su dee fukki at nga amoon ñaar fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at sax boo ko xamee sax ba tey xale nga waroo ko tëdd ak nit mu biiral la waaye ba tey xale nga dafa des ko la biiral kan la surtout bu dee moo la mag ku xem ni kii xam ñeen fukki at wala jege ko kii su xamul ñeen fukki at mu jaaxal ma su ko ëpput kii bàyyi foofu mu xam suma xat yi wala lu ma mag góor gi di tëdd ak xale bu xam juróom-ñaari at kii su fekkoon dafa biiral xale bu xam ñaar fukki at sax xale boobu noonu dëgg la bon na te xamul valeuram waaye góor gi moo ko gën a bon ndax moo ko mag téeméeri junni yoon moo ko gën a xam xaduna nit bala ngaa xam xaduna dëgg ngay xegg ay fanweeri xat ak lu teg loolu boroom xam-xam yi ñoo ko wax waaye nag mën ngaa xam xat yu ndaw nga déglu ki lay yar déglu ñi lay yar ñu protect la dimbali la nga xegg fi nga war a xegg waaye ayam soo ne vidéo bi yéen a ngi may dégg because yéen a ngi ne yereng ne teg yéen a ngi ne teg mais ni man maa dee di def vidéo ak sama moromi niw yi ci bàmmeel moo tax vidéo baa ngi ne nii xoolal ñaata nit ñoo fi nekk ma nekkee fete xoolal vidéo bi ni mu nee yereng mais ni man maa dee di defal live sama moromi niw yi guys xoolal rek vidéo bi xoolal vidéo bi rek soo bëggee xam askan bi ñoom seen bopp ñoo buggut mu ceeñ nit ñi seen bopp ñoo xéet askan bi xaw ma lu leen askan bi def barke Rasulullah man ami lu ma dund lu bon ci askan bi yéen li ngeen dund moo ko raw xaw ma nag lu ngeen dund ba tax ngeen mel nii parce que yéen ngeen a bañ askan bi genuine li yéen ñu bëri yéen seetaankat yi barke Rasulullah vidéo bu nit samp di wax waxi laalante ak saaga ndey vidéo fay naaw ngeen di tàppate ba seen baaraam yi damm vidéo bu nit samp di wax lu baaxu ci askan bi ngeen di xeex vidéo bi di xeex borom vidéo bi comme ça dof bu màndi mooy seetaan vidéo bi billaa wallaay tallaay ndax soxot gii ba ma juddoog tey mësuma koo gis askan bi gune yi di fi torox bu yàlla sàkk ngeen ne kenn du xeex pour protéger gune kenn
Miss mi ngeen di gis noonu muy wax gune yi fa nit ñi leen tëddoo ñëw fa di wax ngeen ni loolu xamut gis naa leen ngeen di wax si vidéo ne Miss nit ñi fay dugg fa ñuy fen gune yooyu duñ leen di tëddoo. nit ku dugg live ne la ma xam confession maa tëddoo xoon ak gune te maa ngi xamee gàcce gi wala guilt bi mu ngi sama bopp bi. loolu fu ne la xam fa xam si àdduna si yëpp nit ñuy dugg di wax loolu su nit waxee ne maa tëddoo xoon ak gune nga war a sant yàlla te xam ne su fekkee yow dooy tëdd gune laa wax de nga xam ne ndekete nit ñi tëdd gune ba tey xam na ndekete maa si amee xolo bi ak keneen ak keneen li ñuy wax dëgg la ba tey mu ngi xam waaye déedéet kon du ngeen naaf fekkata soxot xam nga tax ma di leen xooyee naaf fekkata soxot yéen a gën a gis Sénégal ak Afrique tout rek Gambie Sénégal Afrique tout yéen a gën a gis nit ñi niñ soxotee te naaf fekkata mën a sëriñtu nit taxañaan te bon taxame ji koy jaam gis ngeen leen de xam ngeen seen mbon gi xam ngeen caga geeg njaaloo geeg caga geeg ku nekk ku nekk laalante ku ne mag ñi sax xam ngeen ko xam ngeen yéen ñu bëri ñi nga xam ne bi ngeen duxee gu ne tëddoo nañ leen wala jéem leen ne la làmbatu jéem leen ne tëddoo daal yàllaa leen dimbali xamul surtout jigéen waaye góor sax ndax góor sax fañ koy tëddoo bam duxee gu ne ci askan bi xam na ñaari Gambien góor ñoo xam ne wax nañ ne góor jigéen moo leen tëddoo te xamuñ sax fukki at ak juróom Gambie ba tey nit ñaa ngi tëddoo xale Gambie bu yàggut ay weer ci gannaaw nii rek yàggut benn xale bu góor boo xam ne ñaar fukki at sax xamu ko ñu ne xamoo ñaar fukki ak juróom-ñeent la am fa tëddoo fukki guneeg benn yu góor Gambie ni ne niwuñ di ko kaa niwuñ di ci wax suba ngoon nit ñi doon kaa ay safaateeg lu ne ñu kaa ba tey aka diree ko di saaga xante ndey di yuuxu comme ni may def nii lu ko raw xam nga man li may jaral yuuxu mooy lu mel nii ñoom nag fa ñuy yuuxu ba seen baat bi dee ci saaga xante ne gisoo leen ñuy wax gune góor gu te gi nga Gambie ak Sénégal xaduna juróom-ñaar ñoo gën a naafeq ci góor jigéen surtout Sénégal mi sulli niwi góor jigéen lakk ko ngi ne borom góor jigéen la waruñ ko suul fañ ko war a lakk jarul yàlla di ko lakk ñoom ñoo koy lakk bu ma kenn koor ray na jarul yàlla di ko lakk ñoom ñoo koy lakk dégg nga ba pare nag waaye sooy wax mbiri góor jigéen duñ la xëyu sooy wax mbiri nit ñi tëddoo xale sori xoolal Sénégal seen ustaas yi ni muy génnee ci xibaar yi ñuy tëddoo xale yi xoolal Sénégal ñoomu ne nu ñuy tëddoo xale yu góor ak jigéen comme ni ma leen ko waxee ki mu tëddoo xaw ma nag góor la wala jigéen waxuñ ko xoolal Sénégal si ay weer si gannaaw rek bu ngeen doon kaanabu ustaas yi yëpp def seen kabudu mel ni ay tan yu sibutu di lëpp-lëppi ne fa ñuy tëj lu nabu lu tax mu ne leen ustaas yi yéen ñiy tëdd xale yi ay caga ngeen te fañ war a dagg seen xawra yi ñu ne nabu fa xamadi fañ koy tëjlu di ko yóbbu koot di ko yóbbu tribunal mën nañoo lëpp-lëppi di yóbbu nabu tribunal ndig li mu wax loolu waaye mën nañoo lëpp-lëppi ni tan yu sibutu dem def seen organisation dem def vidéo wax àddina si yëpp ne ustaas buñ déggati nga tëddoo xale danañ la tëj ba pare danañ tëj sa daara ji bu leen tilimal yi xar quran bi su ngeen buggee xale bu leen bubboo xar quran bi yenay jaam su fekkee ñoom meluñ ni ñële ndax gis nga leen ñu def loolu non xamuñ énergie boobu lu la loolu di wax mësuma gis askan bu naa fekkata bon ba mel ni Afrique surtout Gambie ak Sénégal wala Afrique jullit yi moo tax du ngeen mës a xam jàmm xàq jigéen ak gune gi ne si seen loos wi du ngeen mës a xam jàmm yéen góori Afrique yi mel nii du ngeen mës a am jàmm saa wu ngeen ne yéen a ngi xam jàmm wala yéen a ngi xam xaalis wala yéen a ngi xam wërsëg wala yéen a ngi xam jàmm rek nattu ñëw problème ñëw xaqi jigéen ak gune yi ne ci seen loos wi du ngeen ko wax kuy wax ngeen di ko saaga di ko bulli di daw di wuti laalante yi di ko déglu mel ni caga yu dorogu yéen ngeen a mel ni caga yu dorogu yéen te lu tax ngeen addict si laalante noonu moom ngeen war a lijjanti dimbale gune yi Afrique ñu baleen ñu def seen gune yaa Afrique gune yi du ñu xam gune yaa moo tax Afrique du mës a développe nit ñi dañ dépresse doomu Adama Njaay du caaxaan nit ñi nga xam ne ñoo jaral sa doom yi ñuy dee ci géej gi niw yi seen niw yi jën yi di ko reere ngay dem si ñooñ fa ñuy xeex yii duñ maslaa ci yii moo tax ñu développe fañ respect jigéen ak gune di leen jox école ñuy jàng ñu jox leen basic education moo tax ñu développe moo tax sa doom yi di néewi ci géej gi sal lañ si deesat bi di lekk seen niw yi ñuy dee ñu di leen suul si deesat bi bu yàggutoo nduy laa gi benn jigéen bu dee si deesat bi góor ñi wàqi bam su xóotut bu baax sax wàqi tuuti rek suul ko nii ak yéreem yi yëpp romb dem bu yàggutoo ndoy tey laa dégg ci xibaar yi Gambien gaal gu jógee Gambie xama ban boor
ñi nga xama juróom fukki Sénégal ñoo fa newoon ñi ca des ñëpp Gambie ni ñu ëpp lu jege ñaar téeméeri nit ne maari mara si géej gi including jigéen bu biir bu fa duggoon dee ak biiram bi. Afrique bu xal ko ba jaral nit ñi ñuy dee comme jën pour daw foogoo ne kon war nañoo jaral ñu toog hubbi suñ nangamtaan yi wax li tax ñu xal ko te def suñ énergie bi foofu ngir yàlla énergie bu ñu xam di daw comme kaawat booy dee sax danga daw dugg ci gaal yi war a sëy ku la koo buggul pour nga tukki wala lu ne nga def ko sëy koo xamut na nga tukki rek su borom xamee feebar sax bu la koy wàll yaa xam doo ko wax sax nañ def test seet sa deret ji lu ci ne ngay ragal di ngay wax ne kon doo xam visa di loolu yëpp dem ci beneen réew jaral na la ko waaye réew moom benn bi ñuy def ba tax ñu barke benn rek si yooyu benn rek mooy respectal jigéen a gune bul def yeneen yi sax boobu rek parce que boobu rek mooy indi développement bi indi yëpp gune yi ngay teg métit di leen sàggane muy góor wala jigéen ñooy màgg di la delloo toroxtaande googu moo tax sa hôpital bi xamul garab yaa leen jàngal sàggane nit ak métital nit ak nit du dara lu la neex nga koy def moo tax sa hôpital bi du ma sa xam garab waxuma la ak leneen li nga soxla nga ne loolu doo ko def booy dee sax doo ko mës a jël farata xeex ko te koo gis mu di ko xeex sax nga koy ñaawal bulli ko seetaan ko xooxee ko ay tur di ko seetaan tapote seddoo sax sa baaraam yi di ko nangu barki Rasuul laay ñun nuñ nexee du neen xawma luñ def yàlla ba tax yàlla def teg ñu nattu bi xama fuñ jëlee suñ soxot geeg suñ mbon gi xama fu mu cosaanoo maanaam lu waral lii yëpp ba mu xag si fii xama na tubaab bi li ñu daan def jaam di ñu téye di ñu dóor di ñu tuutil fa la nit ñi doxee xamuñ seen valeur te soxot xaw ma waaye ñun de nattu bii war nañ di ko laaj yàlla saa wuñ jullee wala saa wuñ wéetee man nag may ñëw dagg live bi ndax man planu ma woon sax pour ñëw di wax si lii léegi laa gis vidéo bi ci bëccëg mu jéggi dayo ma jéem koo ignore manuma koo ignore ma ne du ma nelaw te ñëw ma wax si waaye lii bettut ma xamoon naa ne su ma ñëwee di si wax danaa ci wéet comme ni may wéetee ci vidéo yu bëri xamoon naa ne su ma ñëwee danaa wax ba sama bopp bi métti te téeméer ni sax duñ ko seetaan te nit ñi duñ ko séddoo duñ ko tapote duñ ko faale bi ko duut saaga ndey te duut waxi laalante fii ngay maccee góor fii ngay dugalee fii ngay génnee is about reality bi waral caga geeg laalante bu dul jeex beeg njaaloo geeg sëy yu bon yeeg dorog beeg xalkare gi muy sàgganee jigéen a gune bi ñuy def te loolu la ñëpp di muslu yàlla pour dégg ko Afrique fukk boo compté benn mi bi benn wala ñaar fukk boo compté benn mooy bugg a déglu loolu genuine li bugg koo déglu laa wax te genuine li bugg cee def dara suy wax ak su ko dégloo pare sax du ko fàtte jëlale ko fa koy jël wax information bi jox ko keneen askan bi war nañoo xeex lii de lii bëri na fi de léegi laa doon déglu mbiri nangam ak nangam ak nangam nañ ba xel gune yi nañ oytu nii di passon information bi du ko def xam nga lu muy passon jëw nag jëw ak waxi laalante ak mbaxi diw def na nangam yëguloo li diw def wanaa yëguloo li xew surtout bu dee diw boo kum xam la wala kum bañ la waaye mbiri gune yi ñuy tëddoo ci askan bi xëpp na jéggi na dayo te ba tey mu ngi xam de nañ jóg xeex li nañ baxeel gune yi nañ baxeel lii na ci nguur gi def dara ñun community bi nañ xànd join xaan xeex li jigéen a gune fa jaral kenn loolu fii Afrique jigéen a gune moo leen jaral lu dara mu tax Afrique du mas a développe ñaar fukk boo gis benn moom la jigéen a gune di jaral dara ñaar fukk boo gis benn si góor ñi jigéen ñi sax noonu jigéen ñu bari faale huñ seen bopp faale huñ gune fa ñuy dóor gune yi wala tëddoo leen sax bopp ba pare ñoom seen bopp ñuy xalak seen bopp xam nga seen énergie pour lan la xeesal compit yére compit ay këpp wuti sëriñ yuuxu dóor gune yi gaaru xaale defanteeg seen wujji yeeg seen jabari càmmiñ yeeg seen goro yeeg seen njëkke yeeg laalante ak kuñ warta laalanteen foofu la seen énergie di def ak concours saaga ndey concours defante concours jëw concours fen concours xam xaalis booy jaay sa bopp sax loo na nga xam xaay rek na nga gaaw xam rek pour ñu respect la pour ñu ne barke nga pour ñu ne yow diw bul des gannaaw mais ni jonki bu dof instead of focus si reality lekk-lekk yu baax si yaram te di nelaw gëm sa bopp focus si dëgg gu surtout dëgg gu baax si yow ak xale yi jigéen soo protectu sa bopp kan moo lay protect kan góori askan bi ñoom ngay xaar ñu protect jigéen ak gune
góori askan bi ñaar fukk boo compté benn ñoo xam ci seen xol bi genuine pour protéger jigéen ak gune. ñaar fukk boo compté benn ñoo ko xam genuine bu dëggu laa wax de mu jaral leen lu ne pour protéger jigéen ak gune comme góor gu doon nit ñi muy def. ndax bañ nekkee xale fañ leen sàgganee ñoom ci seen bopp moo tax ñu soxota naqadi deret te nangu sàgganee mi soreen na si gune gu dundu métit surtout métit ba nga doyee gune surtout métiti làmbatu gune wala duur fukk bu ko dund juróom-ñetti yëpp danañ ko def mbala ñu bugg pour def ko xam ko si mayen bi pour def ko am teel ñu dis lii expert yi ñoo ko wax su la neexee nga weddi ko weddi rek ngeen man nag weddi dëgg rek ngeen man surtout yéen ñi jàngut mel ni man weddi dëgg rek ngeen man dëgg goo xam ne ba ko nit ñee jàng yaa ngi nelaw wala juddu wala yaa ngi bisi di laalantee ka lekk ceeb dëgg goo ngay weddi boroom xam-xam yi nga xam ne depuis sa yuuri maam gi ba tey ñu ngi study nit di xool nit ku dund lii nangam moo koy dal ndeke nit ku dund lii nangam moo koy dal kon nag buñ def lii nañ def lii nit ñooy ngay weddi nit ñoo xam ne meluñ ni Afrique du ñu jàng yuuri nit jaralul leen loolu seen yoon néew si maanaam di study ne nit ñi dund métit fa ñuy jël bañ nekkee xale ba niñ màggee ñu seet métit bi lu mu leen defloo nit ñi dundul métit ñu jël bañ nekkee xale ba niñ màggee ba dee ñu seet métit bi lu mu leen defloo su ko defee ñu mën a combine ñaari groupe gi ñu jël ñaar téeméeri nit ñi dund métit xame leen fii di seet seen yuur gi di calculer xat bu ne ñu ñëw interview leen di seet loolu lu mu leen di defloo seet ñaar téeméeri nit ñi dundul métit ñu calculer ko juróomi xat ba téeméeri xat ci kanam ba saa wuñ màggatee ba dee ñoom ñëpp ñu ne ok biñ ko analyser groupe gi nangam lañ dund groupe gi nangam kon nag nañ oytu nangam bi ñu continuer defaat ko ba leer leen ne ok nangam bi nañ ko ba baaxul mooy waral nangam Afrique ñooy def loolu yéen laay laaj ndax Afrique mooy def loolu gis ngeen nataali góor gi xam nga tax newu ci internet bi yëpp faale huñ jigéen ak gune góor gi tëddoo gune gu xam juróom-ñaari at Sénégal vidéo bi maa ngi ko post léegi soo wàccee sama TikTok danga ko gis xam nga tax vidéo bi newu di trend xam nga tax nit ñi newuñ di si live xam nga tax kii sax bind naan ma lu xew faale huñ jigéen ak gune nit ñi wax yi trend ci internet bi mooy waxi lan laalante kaa saaga ndey ñetti wax yi ñëpp koy yëg ci saasi façon yi su ko nit defee kenn du koy yëg ah xola man mi ci wax ba ma toogee fii ak tey vidéo bi téeméer ni sax mënu ko xeeg xola comment yi xola like yi xola vidéo bi ni mu nee yereng vidéo bi fay ne yereng ba nga foog ne ndax nit ñi may seetaan ñu ngi may déggam internet bi mu ngi doxam luy happen what's happening ndax nit ñaa ngi may dégg te nit ñaa ngi lay dégg 100% jos seen yoon néew ci li ngay wax barke Rasulullah ñun xamul lu tax ñu nekk suñu ennemi bopp ñun nit ku ñu xamul lu may naqadi si àdduna ba raw lii su ma xalaatee ñun saa wu ma ko xalaatee rek jooy ñun nit ku ñu xaw ma fu ñu jëlee suñu ennemi bopp bi jikko ji xaw ma lu ko def si ñun moo ma jaaxal fu mu cosaanoo xaw ma ndax tubaab bi li ñu daan def jaam di ñu dóor di ñu rendi di ñu tocco fa lañ miinee fa lañ doxee xamatuñ suñ dignité te soxot ci suñ bopp ndax métit wuñ dund ndax xaw ma parce que experts yi yëpp wax nañ ne ak askan bu nit su dundee yenn métit yi ba mu doyee xale màgg si loolu fa koy def doomam ja def ko doomam mu continuer ba fekk kenn ci ñoom di waxee ne lii fa war a doy ñu xàmmee ko ràññee ko di ko oytu protect gu ne bu ñu xam loolu bu ma kenn kool waaye effing waaye bu ma kenn kool sorry ma génnee ma def li on silent bu ma kenn kool te ñu may kool ay suwee ñu ngi may seetaan ak téléphone bi waaw xam ma seen ndax léegi na lefan dégg nga ko mooy business phone bi waaye ku may ñu may kool wóor na ma ne ñu ngi may seetaan o dinaa leen koolaat after bo right now bu ma kenn kool li may wax daf ma xamal solo tamit ñëw dagg live bi dem tëddi bi ko askan bi man Ami su ma ko toppee de du baax si man xam nga lu tax askan bi nit ñi ñooy ennemi boppam nit ñi ñoo loof métit bu muy dund nit ñi ñoo loof toroxtaande gi muy dund nit ñi ñoo loof sàggane jigéen ak gune bi su ko defee ñooñu màgg di sàggane seen bopp su ko defee ñëpp foo ko si lekk ak laalante ak jamante ak mandi ak sàcc ak cagatu ak lu bon ak bañ ak xéet ak defante kuy sëy sax doo xam jàmm sa mbokki jëkkër yi di la xeex wala yow ngay xeex nit ñi waaye lu si bëri yow la ñuy xeex bañante gi nga xam ne ñoom ñoo koy def ci askan bi because dañ xeet jigéen ak gune ñoom ñu si bëri di la dóor di la tocco di la tuutil di la jàngal bañ nit ak metital nit xam nga ne góor gii su tëddee ak gune gu xam juróom-ñaari at vidéo baa ci suma TikTok bi sa wàccee léegi danga ko gis te askan bi nit ñi dugg naan ma lu xew
baña yëgu leen sax lu xew lii yàgg na mu xewee du tey du démb te du bërki démb te du bërkaati démb te ba tey nag gi nga Sénégal nag ak Gambie ñaari askan yi lu bon lu fa xew loo xam ne fa leen neex pour ñu wax ko si saa si lay traîne ñëpp di ci def live loo xam ne bu guñ see wax boneexu ko ba nga yëg ko parce que duñ ci wax duñ ko faale fañ koy gërë jëlali ko romb ko daw góor gii nga xam ne su xamul suma xat yi mu jaaxal ma wala mu mag ma góor gii 4 fukki at ak ñett yi ma xam su ko góor gi xamul mu jaaxal ma su ma magut góor gii di tëdd xale bu xam juróom-ñaari at bañ jàpp ko live red handed film ko nii ku xam ñaata xat la ko def ak yeneen xale ak ñaata moromam ñoo ne ci askan bi man gëj naa seetaan xibaar yi Sénégal yéen ñiy déglu xibaar yi Sénégal surtout xibaar yi ñuy post YouTube bu dee ba tey ñu ngi post violence yi xam sexual violence yi xam essai yi xam su dee ba tey ñu ngi koy post laa wax parce que ni may waxee ni sax nit ñaa ngi wax ne waruma wax fañ may mere si ni may waxee nii sax ne man maa ngi wax maa négatif maa ngi wax yu bon yi rek maa bon may tilimal dëri Sénégal wala may tilimal dëri Afrique nit ñu naa fekk ñi te bon te bañ Afrique dëgg loolu la ñuy wax gannaaw bu Afrique tilimee te nëb te xal ko ba tax seen niw yi jën yi di ko reeree bët bu yàlla sàkk di ne reeree seen niw yi doom yi ci géej gi ñu funki di tëmb ci ndox mi pour ñu jàll dem ci beneen réew boo xam ne yow li ngay def loolu lañ xaaye moo tax ñu barke gannaaw boo xal ko ba seen waayeeg naareeg àddina si yëpp xam sa xal kare gi nga mel ni soow mu xaj day nga ne man maay wax pour yàq sa der lu tax tubaab yeeg nit ñi ñëpp di ñëw sa réew mi pour tëdd ak gune yow lañ gis ne faale koo gune soo tëddawut ak ñoom it doo leen xaaye keneen pour bu mu tëdd ak ñoom doo protect xale yi yu doon care moo tax ñëpp di fa ñëw di wut si xale nga xam da got ne kuy wax pour tëdd ak xale bi dakk kuy wax pour nit ñi protect xale ak jigéen kooku ngay xas tuutil ko ree ko ñaawal ko ba pare soo paree wuti beneen vidéo buy wax waxi laalante nga tàppate déglu nit ñii di déglu waxi laalante ak a foo ko si laalante ñooy laal gune yi fañ addict si laalante addict si def lu bon ngay encourage loolu rek waaye képp kuy wax ne nañ gëm suñ bopp te protect xale ak jigéen sa yuur gi métti sa nangamtaan wi bax xàq goog du la jig foo manti dem danga ko gis bala ngaa dee foo manti ne ci àddina xàq goog dana la fa fekk Afrique ku leen mënta protect jigéen ak gune ku ko mënta protect Afrique waaye nag lépp luy yàq jigéen ak gune danga ko mën a promote surtout mbiri laalante bi nga xam ne mooy ennemi jigéen ak gune ci Afrique gune yi ñuy laal Afrique góor wala jigéen te waruñ leen a laal jigéen ñi nga xam ne sax ñu ngi focus si laalante di xalaat seen bopp because fañ leen yàggal laal ku leen warta laal leen wala di leen tocco di leen sàgganee di leen mitital daal ak di leen dóor boole si sax ba xamatuñ seen valeur loolu mooy ennemi Afrique te kenn du ko xeex soo koy xeex ñu ne ngaa dof ngaa depress te fañ la laal ba nga doxee gune moo tax te fekk ñoom ñuy wax loolu buñ leen laalul laal seen ndey laal seen maam ba mu doxee gune ndax depuis suñ maam yi daan sëy bañ doxee gune ñu di leen may kuñ buggut paayu màggat yeeg yëpp di leen takk askan bi ñoo yàggal laal gune askan bi ñoo yàgga bañ gune yàgga bañ jigéen ak gune jigéen ñi yàgga bañ seen bopp yàgga sàgganee seen bopp toog di féeg di tay cere di rëj-rëj sol ay fer te fekk yaa ngi dee ak naqat loolu la jigéeni Afrique yàgga def man nag maa ngi dagg live bi subaa jàmm danaa si def English video si lii duma continuer si live bi wala naan maa ngi jéem a jël nit ñi su ma paree danaa post vidéo yi YouTube ku ko bëgg a gis dana ko gis ngeen continuer ci TikTok bi nga xam ne fa xew léegi di ko use pour laalante waxi laalante saaga ndey ak kaa ñu fay la nga sosal nit ngeen continuer di tapoter di seddoo di dimbale vidéo yooyu di tagg seeni waram ñuy def loolu continuer di sàgganee réalité bi képp ku wax réalité rek daw leen képp ku wax réalité rek daw leen surtout réalité protect jigéen ak gune muy jigéen wala góor képp ku dégg loolu rek dawal bul tàppate bul séddoo bul dimbale bu dul man sax continuer leen di daw réalité yi continuer leen di promote yu bon yi di daw réalité yi xàq ji continuer di leen dal Afrique continuer di xalaku ñu continuer di daw suñ niw yi continuer di funki ci géej gi gannaaw wéruñ
waaye man Ami de danaa continuer di wax li may wax lu ma ci wéet lu ngeen ma ñaawal lu ngeen ma tuutil lu ngeen ma xooxee tur lu ngeen ma xooxee rek yéen a ko raw stress bu ngeen wax ne moom laa def yéen a ma gën a stress fuuf ngeen di féeg rek yéen ñu bëri even yéen ñi am jëkkër yéen ñu bëri yéen ñaataa fi am jëkkër yu gore yu leen loof di leen toppatoo askan bi dañ ko programme pour kenn bu mu xam lu baax ndik sàgganee jigéen a gune bi ñuy def di leen dóor di leen toccoo di leen tëddee di leen naqadal ñaata xat gune yu bëri dunduloo ba miin toroxal nit ak jël métit bu ñu war ta jël ak joxe métit moo tax xarit sax boo ko xamee mu jàmm la sooy sëy mbokk yi duñ la may jàmm sa paat na du la may jàmm jigéen ñi soppaliku seen ennemi bopp def seen bopp ay caga ay naafeq ay self hate sàgganee seen bopp xoolal jigéen ñi wér ci àddina si ni ñuy def lu ñuy focus lekk yu baax si yaram ak def luñ mën wax luñ mën suñ tëddee nelaw tëdd ak nit sax ñu xam kan la ñuy tëddat fii bitim réew sax tubaab yi fii def ku ne ñu tëddat mooy jigéen ñu gëmul seen bopp jigéen ñi nga xam ne ci famille yu bon lañ jógee wala gëmuñ seen bopp wala fañ xam stress wala stupid stuff normal jigéen ñi jógee fii li ñuy téye seen bopp de nit ku ñuul yi wérul sax duñ ko def tux naan sax yenn tubaab yi doon nit te xam conséquence bi dëgg duñ ko def waxuma la ak tëdd ak nit fa ñu xam ne fay ànd ak feebar fay ànd ak conséquence yi ñu fonk seen bopp fii tubaab yi fi doon nit Scotland gi Angleterre gi fa ñuy lekk-lekk yu baax xam nañ mbuumi nebedaay xam nañ basaab te tubaab yu bëri xamuñ ko boo newoon ci mbedd mi tubaab boo tasee nekkoon nag xam nga mbuumi nebedaay wala basaab danga laajte ba ngoon ñu bëri duñ ko xam Scotland fi ma ne nii xamuñ lekk yu baax ñoom ñu bëri waaye ñenn ñi doon nit fa ñuy entraîné di lekk-lekk yu baax di oytu lekk yu bon yi fa ñuy gudd fan xam wér gu yaram ñeneen ñi duwut nit nag balaa ñu xam suma xadis sax ñu ngi naan ay garab fe dell ak feebar te fii lañ juddoo weextaal Afrique nit ñi ñoo choose pour ñàkk a doon nit nekkul bi ko Afrique fa ñàkk de ñàkk a doon nit gi mu ngi fu ne fii drogue bi mu ngi fi cagatu maa ngi fi sàcc maa ngi fi rey nit maa ngi fi tëdd gune maa ngi fi lu ne mu ngi fi waaye fii dañuy xeex di protect jigéen ak gune te ñun duñuy xeex protect jigéen ak gune moo tax mboolem lu bon lu xam bitim réew rek fa xam dabul si ñun parce que ñun surtout mbiri tëdd xale wala sàgganee jigéen ak gune fa xam dabul si ñun parce que ñun duñuy xeex jigéen ak gune pour dimbale ko xoolal bu ma toogee fii ba tey di wax mbiri góor gii tëdd gune gu xam juróom-ñaari at xoolal nit ñi ni ñuy def vidéo bi rek loolu moo lay wax askan bi niñ mel xoolal nit ñi ni ñuy seetaan bi ma toogee fii ak tey vidéo bi mu ngi soog a xeeg benn téeméer léegi ba tey téeméer nit ñi seetaan sax xoolal vidéo bi nu xamutee ay like xamut ay séddoo xamut ay dimbale xoolal ñetti nit kott ñoo séddoo vidéo ba ma fi toogee di wax ak tey genn wàlli waxtu mat na ko wala mu ëpp ko xam naa time ba ma fi toogee ak tey genn wàlli waxtu su ko matut dana ma jaaxal xoolal ñetti nit kott ñoo séddoo vidéo bi ñetti nit kott nga xool vidéo bi téeméer nit ñoo koy seetaan fi mu ne nii juróom-ñeent fukki nit di seetaan ñett kott ñoo séddoo vidéo bi góor gi nga xam ne war naa xam ñeent fukki at wala lu ko ëpp tëddoo gune gu xam juróom-ñaari at ñu jàpp ko Sénégal vidéo bi maa ngi ko pose nii léegi waaye lii xew na bu yàgg du tey du bu yàgg a yàgg ba du léegi ok lu tax li newut internet bi yëpp di ko wax because faale wuñ lii léegi yow mi koy wax tam léegi xoolal nag vidéo yi ñuy waxee laalante naan fii ngay maccee fii ngay génne nga xool ñaata millions yi like lay am million laa wax de millions yi like ñaata million 20 millions ak juróom fukki millions yi like laa wax de like nii ay juróom fukki millions live vidéo fa koy xam bi ko ñu ngi wax laalante léegi nga xool ñu ne la kii mu ngi laal xale live boobu sax su fa nit duggee nag fañ ma tuddoo ma duxee xale ñu ne fay fen man sax su ma waxee askan bi maa seeb ma duxee gu ne dañ may wax ne may fen man li ma dund man mu ruslu pour ma wax ko sax suma mbokk yi di ma seetaan xam ko you know, as much as it's very hard, I'm going to continue saying us African, we are our own enemy. But I don't know why we are our own enemy and where this whole thing is rooted. I don't know if it was slavery. I don't know where people get this self-hate and lack of self-value and wickedness towards women and children. I don't know where they get it from. I don't know, guys, but it's sad. This whole time I'm talking about this man
who celebrate a effing 7-year-old in Senegal. And people don't give a F about it. They're not talking about it. And since I've been talking until now, it's half an hour or more. Look at the video. Look at people. Look at how they're treating the video. Go in the internet if you know the Gambia and Senegal community. Look at the video where people are talking about sex. This is how you have to suck a dick. Look at how those videos will have 20 million likes. Guys, one live video will have 20 million likes. Likes, guys, likes. 20 million. Because people are talking about this is how you have to suck a dick. This is how you have to suck a vagina. I was 7-year-old and 3 or 4 or a couple of months old. I celebrate a couple of months old baby, or I celebrate a 5-year-old baby or 10-year-old baby. And when people are talking about that, they don't even want to hear. Like, they don't even want to feel the pain and the victim and condemn that. They just like, we don't want to hear all that. Just tell us how it happened. Oh my God. Oh, so you did this to the 7-year-old. Oh my God. Oh my God. As if they're pedophile and they just enjoy to hear the whole thing, how it happened. Instead of condemning this and feeling the pain and shock and just condemning this and even effing freaking out like a normal human being. Okay? This is the reality with us, Africa. Africa is their own enemy. Africa, they love children. They hate protecting women and children. They're still abusing children, seeing them day and night. I'm telling you this, you don't want to know the current affairs that is coming out of Africa for SA and stuff that they're putting under the carpet. You don't even want me to start talking about it now. Especially Gambia and Senegal, but across Africa. Because us, the adults, we're not well. We can't get up and condemn this. I don't know if all of you are pedophiles. I just don't even know what to believe now anymore. Look at this man, this effing adult, sleeping with a 7-year-old. Look at how people are treating the video. Just watch the video. Watch any healthy community that you're talking about. This man here that look like a 45-year-old, sleep with a 7-year-old. The video is down here, but they're speaking Wolof, but you can go out and on my TikTok and you'll see right there. I just posted. In Senegal, recent video even. Look at how the community not talking about this. It's not correct. It's not everywhere talking about. They're talking about it everywhere, no. And they talk about what they want. When current affair come out and they want to talk about it, they will be making millions of live videos. For example, when Sadio Mane got married, they were all making videos. I'm gonna get married and I'm gonna marry to a young person, me myself too, because apparently this person was younger. You know, when he knows her and they keep her for him. Senegalese men making live videos everywhere until I have to make a live video and tell them you can't just choose a wife that is young for them to keep the wife for you. That's not right for the girl. She's too young. Wait till she's effing 18 plus before you can talk to her about marriage. Because if Sadio Mane is good enough to have that wife and she will not regret, are you good like him? They were all making live videos for that. Now look at how this man get 7-year-old essay. Look at how the Senegalese people are, especially the men. Right now they're watching me. Their brain is boiling. They hate it whenever I talk about current affairs from Senegal about essay. They're like, oh, you making Senegal look bad. Oh, you making us look bad. They're so fake, it's unreal. They want the whole world to think Senegal is the best country in the world. Senegal is one of the worst countries for women and children, and Gambia and just the rest of Africa. They hate women and children. I swear to Allah, guys. Every 20% is like one who genuinely love women and children, including the women themselves. And women hate themselves. And women, you know what they focus? They focus on skin bleaching to be light. They focus on the longest wig. They focus on the most expensive pair of shoes, the most expensive dress, the most expensive car, house, or money, or anything they can get. Anything to do with vanity and, you know, money and, you know, like stuff like this, you know, for people to see and be like, oh, this is Amy. Oh, look at her. They don't focus on healthy eating, exercise, telling the truth, doing the right thing, protecting women and children, which is them and the children. It's like 1 every 20 that are focusing on that with our Gambia and Senegal community. If you put them all together and count it, it's like 1 every 20. I'm telling you this. The women and children themselves, they focus on beating the children, screaming, sleeping with the wrong people, bleaching their skin to death, looking for juju man to give them some effing juju stuff to fix their life, forcing the men that don't want them to stay with them. Or just staying there crying and feeling sorry for their ass. They will never focus on these good things to protect themselves and focus on protecting women and children as well. And just say no to certain things that is not good for us. Like an adult. No. They're so weak when it comes to that. Why? Because when they talk, they bully them like they're doing to me themselves.
when you talk and you're talking, I'm going to say this before I go. When you talk and you're talking for women and children to be protected and for the women to know their value, listen to this, the women to know their value, to even know who to sleep with and who not to sleep with, to even avoid drug, alcohol, effing chemical that they're choking themselves to death, to even appreciate their dark skin. Understand that it's not because they're dark, they're suffering. It's because the community hate themselves and hate women and children. That's why they're suffering. But nothing wrong with your dark skin. So you don't have to bleach it to be white. Talking about reality that is not good for us. They don't do that. They don't have those conversations. Their conversation is mainly about gossiping. Talking about, I know this Juju man, he's very good. Do you want to call him? Talking about, I'm dating this man now, or this person, gossiping, or just stupid talk. Or dancing, drinking, eating. Effing, saying, effing, sexing each other. They don't focus on normal healthy women, what normal healthy women focus on. Because they're too depressed. Because they've been neglected their whole life. They have genuine pain that they're covering. Now when you tell them, okay, we have this pain, but let's be real, we have to fight this. So the children don't have it. So they can grow up better than me and you. They're like, you know what some of them will say? I was beaten when I was young. So who the hell are you for people not to beat you? They say that to their own children. Or somebody else that is talking about child beating. I always talk about child beating to end. Especially the severe beating they're doing. And essay and this stupid stuff they're doing to traumatize people. They tell me that I'm talking about it because I was married young. And that's essay. So I'm depressed. I'm talking for myself. When they see people like this and other people sleeping with young people every day, including them or their mothers or sisters or friends being touched, which they know, they're talking as if I'm the only one that was touched when I was young because I was married young. I was arranged marriage way too young. They always say that because of that I'm talking. When I talk about the severe beating, they said I was beaten young. That's why I'm talking. And they were beaten young too. I'm not the only one. Whatever I talked about, when I talk about put the children to school, they said, I never been to school when I was young. That's why I'm talking. They're so evil. Lot of them. That's the truth. Africans are very evil, lot of them. That's the truth. It's very embarrassing to say it. But I don't know where we get this evilness from though. I don't know if it's from slavery when people used to beat us and torture us and treat us like a piece of shit. That's where we think that we are nothing. I just don't know why we are like this though. I would love to know why we are like this. Where this whole littling women and children is from. Where this whole running from the truth is from. Where this whole focusing on food, sex, and dancing, especially inappropriate, stupid dance, and effing looking for juju to fix your life, and just effing mess of brain. Where this from? Where? How come? How do we get here? What caused this? Can anyone explain, please? Take a look at this man being in not long still with a 7-year-old in Senegal. They film and post him. The video is on my TikTok, although they speak in Wolof. If you go down, you see it. I just posted. Take a look at how the Senegalese people are not making this current affairs, talking about it on the internet. They're busy talking about sex. Insulting each other as well. They always make life insulting each other. And when they're insulting each other, they always go for the mother. That's how you know how much they hate women and children. They always like, I'm going to cut your mother's V. I'm going to put this whole building in your mother's V. I'm going to cut her clitoris. I'm chopping it. I'm doing this. I'm sexing it. It's stinky. It's this. It's that. Like a mad person that is on drug on top of that. That's how they argue. When they argue, they don't have nothing to do with you. They don't want nothing to do with you. They're going for your mother. All the time. And you see the video will have 10,000 view. I said view, 10,000. Look at this video now. It's not even 100. 10,000 view for person that is talking like that. They're watching me. They know if I'm lying. Why those videos having that? Because people, when they come in the video, they sit down and watch. And stop and share. So TikTok can give the video to the For You page. They even donate the video. Big gift. So TikTok will think that they're talking good. Or just people like the video, they don't care. So TikTok will then help the video. Because people like it. Especially when you speak in one of TikTok, don't know what you're talking about, they don't care. They just want view, yeah.
That's the Senegal community. When they do video insulting, you have 10,000 view, 20,000 view for insulting. When they do video talking about sex, this is how you suck the man, this is how you suck the woman, this is how you do this, they will have 20,000 view and 20 million like 20 million view, 20,000 or more for this is how you have to have sex. People coming to the live talking about how they were essay when they're young. People watching saying that they're lying. When I talk about how I was married when I was young, they said I'm lying. When my families are watching me, my mom confirmed it in the video, which a lot of them saw. People, my family members, they're watching me. Why will I lie about I was married when I was young? That's embarrassing even for me. But it's the reality of people, how they love children. Look at how this man still with a 7-year-old and people look at how they're watching. Look at how they don't give a F about it. Look at even Mida is talking. No one cares about the video. It's like 1 or 2% that you will see be like, they will do like, see how they like in the video. I hope you're noticing what I'm saying. See how they like in the video. They will do like, and that's it. And then they'll come back 10 minutes later. And that's it. Now go to the videos where people are talking about sex or insulting each other because they're not happy. Look at how the hearts are going to, the moment the person come in the life, until they go, the hearts are never going to end. And the comments are going to be hearts, good life, good video, I love your life, yeah, keep going, good job, and sending the gift and the hearts. This is how the hearts going to go until the person go. The hearts will never end. They will have millions of likes. I said millions. Do you hear what I'm explaining, guys? This is how we hate Africa, us Africans, a lot of them, not me. I am awake. I rather die than having that mindset. But a lot of Africans, not just Gambia and Senegal, they hate Africa. That's the truth. And they fake because they hate Africa and they complain about other people hate us. Other people are racist. Other people don't like us. You're worse racist to yourself than anyone. They talk about how the West was is the reason why we cannot develop. How the Chinese and the Arab people are the reason why we cannot develop. You are the reason why you cannot develop. You keep bringing up traumatized children. You hate bringing up normal children that are not traumatized. You will not allow that to happen. And you will never want to fight for this pain and trauma to end, for fresh children to grow up so they can be better than me and you. You will never do that. And then when somebody else is doing it, you will never even have the energy to support that though. So then you run to other lands that are doing that, which is why they develop. They fight for right for women and children so they can go to school, have education, and have their normal childhood. They still pedos here. They're all over the world. But people are not tolerating it like they're tolerating it in Africa. Africa is like, if you guys know the amount of essay and torture and neglect that is going on for women and children in Africa, guys, if you know it, if you have one vein in you, you will not even sleep at night. If you have one humanity in you, even if you're not from there. But I'm going to end the live because it's not good for my page. When I'm talking and people are not tapping, they're not sharing, they're not helping the video. It's not good. Because my page always have reports. People always report my page and lying to TikTok that I'm doing something bad. I'm talking for people to be on a live. I'm this and that. So when I put this picture behind me and nobody's liking, no one is sharing, TikTok will not know what I'm saying or just not know why the picture is here. They will think that what they've been telling them that I'm bad and I'm putting pictures talking bad about people or blah, blah. Especially when I was fighting about FGM a few months ago. When the Gambians were fighting for FGM to continue in Gambia. So they can continue chopping the little girl's clitoris and leave them with her vagina. When I was fighting for that to end, they were reporting my page, thousands of reports 1 month, thousands. Telling TikTok that I'm talking for people to be on a live, I'm this, I'm that. When I put that imam picture behind me like this, questioning him, why are you promoting FGM? They're emailing TikTok, lying that I'm bullying. They did not say like, Amy is talking for this imam to stop promoting FGM. They will never say that because then they will be human and they will be honest. So when TikTok see I have a picture and people always report, TikTok will not know why the picture is here. So I'm going to end the live. But you see my people that are watching since I came here on this live until now, they know exactly why this picture is here. I've been speaking one of the whole time. That this man celebrated a 7-year-old in Senegal. The video I just post on my page. Right now, you can see it if you go. But it's Wolof. Good luck if you don't understand Wolof. This man right now celebrated a 7-year-old in Senegal. And the Senegalese are, they're not making live videos about it. They don't talk.
And when I'm talking, their brain is boiling. Some of them will even say to me that, you know, Senegalese. I am half Senegalese, half Gambian. I was born and raised in Gambia. I lived in Senegal only 2 years. But my father crossed the river, crossed the ferry from Senegal to Gambia when he was a gray man. Gray-headed man when he came to Gambia to marry my mom when she was extremely young. And they have us. My mom also rooted from Senegal. She have a lot of families in Senegal. I have uncles in Senegal who are the same father with my mom, because their father used to have a lot of wives and children. So I used to live in Senegal for 2 years only, and I do go there, and I have family members there, and I send money there even. But when I'm talking about Senegal, and they know I'm half Senegal, half Gambian, they like it when I play Senegal music or talk about good stuff. But now, when I talk about essay or something like this, because I am an activist for childhood trauma to end in Africa, I genuinely believe that as long as Africa is traumatizing women and children, Africa will never develop, because they train in the society to learn how to neglect people and do the wrong thing to each other and to themselves. And other consequences that comes with those kind of trauma. When I talk about this to condemn this, they said I'm making Senegal look bad. Even when it happens to Gambia, when I talk, they said I'm making Gambia look bad. Anytime there's a current affair that I feel like this needs my attention, when I'm talking about it, they say that I'm making the country look bad, and I'm so bad, and I'm so negative, and I'm so traumatized. They're bullying me, laughing, calling me mad, gossiping about me, calling me, even trying to find my number to call me and threaten me and bully me and send me a message. You're depressed. That's why you're talking like this. Get out of here. Stop talking bad about our country. When they know that this is the reason why we are running like a coward. Because the fact that they keep neglecting women and children. Leaving them right now as I'm talking to you. Africa still have a lot of children that are 15-year-old and cannot write their name. They've never been to school. And they will not go. And we're still not talking about that enough. I talk about that and I'm very lonely with it. I'm very lonely in this fight for years. I don't have no support. They rather die than supporting me, because I'm talking about don't beat your children. And they're beating their children. I'm talking about you don't have to bleach your skin. It's not your skin is the problem. It's just the community hate themselves and don't know the value of women and children. And they're bleaching a lot of them. I'm talking about you don't have to sleep with people's husbands or just sleeping with anyone like a stupid whore. You can get disease, or just, especially if you want to get married tomorrow, you might want to close your legs now so you can know how to stay with one man or just save yourself from the consequences. They said I'm talking to them and they're like that. Everything that I talked about, the other person will be like, are they talking about me? When I say leave the drugs and alcohol and stupid stuff, they say, are they talking about me? When I say don't beat your children, are they talking about me? Don't essay the children, are they talking about me? I was essay, or I've essayed people, or why is he always talking about problem? Why is he... Do you think everyone can just come here and be talking about sex so you can give them millions of likes? And they're telling you this is how you suck a dick. Everyone knows how to do that. Anyone right now tell you that I don't know how to suck a dick, they're lying. They don't want to suck your dick. I'm telling you this. Anyone that tell you I don't know how to do a woman whatever, you know, like you see on the pornography, they're lying. Look at the pornography, they're everywhere. They don't want to do it. So why are you talking about it? Because you know when you say that you have millions of likes and you're not going to get called depressed and bully you like they're doing to me. So you want everyone to focus on sex. This community don't have problem for sex. Like they don't know how to do it or they're missing sex. They don't know how to do it. You're coming to teach them. No. They don't know who to have sex with and when to have it. And they don't know how to have sex. Only when they're sleeping with people that they don't want to have sex with. Listen to this. They know how to have sex very well. Effing sex pornography videos are everywhere. Even in the jungle, Africa. People have it on their WhatsApp. I'm telling you this. Any human being on this earth right now telling you that I don't know how to have sex. And they're adult, married. Or just adult in general. Or just even effing 16-year-olds. Teach me how to have sex. Or tell me how to have sex. This is not even funny. I don't want to laugh. Because this thing happening is so sad. I can't even believe this. Like how Senegal and Gambia community will be watching 20,000 view.
20,000 million, sorry, 20 million likes and 20,000 view, 10,000 view from the person talking about sex, teaching people how to have sex. This is how you suck a dick. This is how you have to do a woman. When you put a video on telling them, look at this person sleeping with a 7-year-old, 40-year-olds and 30-year-old plus sleeping with a 7-year-old, they just like, you talk a lot. Oh, you're negative. You're always talking about problem. Oh. Look at how the community is their own enemy. And then you look at how hypocrite they are. They always like the white people don't like us, or the Arab people, or the Chinese, or the this, or the that. When they hate themselves more than anyone in the world. Okay? Africa. A lot of Africans hate themselves more than any racist person in the world hate them, or any other race hate them. I'm telling you this. They don't even eat healthy. Africa have so many healthy food. Look at how many Africans are effing sick because they don't eat healthy. Me that put my videos on every day for how many years? 8 years I've been doing videos now, since Facebook time. Telling them, eat this, do this, this is what I'm doing, do this, do this. They don't do it, a lot of them. Some of them do it though, salute. They call me telling me that because of me, they're not sick anymore. They do what I'm saying, blah, blah. A lot of them still watch me and hate me, or just don't even watch me, or together block me. Because I talk about the rubbish that they're doing. I'm talking about it, like when they're beating the children, bleaching, or sleeping with the wrong people, or just looking for money anyhow, even if you're going to prison, even if you're going to drop people to death, just stupid stuff to make money, like a effing hopeless, person that don't believe in themselves. Just stupid stuff that I fight, that I advocate about. They're like, oh, I did this, or I'm doing this, so she's talking about me. I don't want to hear it. She's this. I block her because she's negative. It's not that. That's not why. It's because you are insane. But I'm not talking for you though. I'm talking for just humans in general, you or not. And especially people who are not like you yet, to not be like you, or people who are like you, but they actually don't want to be like that. They want to get out and be one, so they can get out. How the hell, just because you are whoever the hell you are now, no one is allowed to talk about that? Just because you smoke cigarette, no one is going to tell you that cigarette can cause cancer and other diseases. Look at the effing packet of the cigarette. Even the person that's selling you it is telling you it's going to effing finish you. Go and buy cigarette and look at the packet. Effing read the packet if you can read that is. You see that it says cigarette costs whatever, And you have all the rotten teeth, and everything on the packet for you to throw it away. After you buy it, you should just put it in the bin after you see that. But you don't. You continue smoking it. And then when somebody tell you, this is what it's going to do for other people to not do it or to try to get out, you say they're talking for you. Are you the only one that is doing that? And even if they're talking for you, does that mean that when you continue doing that and nobody talk, you will not see the consequences and the people around you will not be affected? People that love you, they don't even want you to die. For example, if it's cigarette, they want you to be alive. So do you think if you have cancer, for God forbid, of sickness, even if it's effing cigarette alone, do you not think you're still going to affect the people who love you? If you don't love yourself, what about the other people who love you and they're going to miss you? Or they don't want you sick? So, but they always like, oh, she's talking about people and just talking about what people are doing and like talking about don't beat your children and stuff. She can't tell us what to do with our children. If you don't beat the children, they will be rude. They will not. Because Africa love to beat children and little them. That's why this man sleep with a 7-year-old. Because people treat the children like a piece of shit. Now, I know people are sleeping with children all over the world. So don't just jump. Just calm down. I understand pedos are everywhere, even in this UK. I'm not saying they're not, but it's more in Africa. Africa, the way they do children and women, no country in the world do that. Because Africa, they're sick and hate children and women. They never will fight for children and women. Even the women themselves will never fight for themselves. Maybe 1 every 20 women or 1 every 30 women. I'm telling you the genuine fighting for women and children. Maybe 1 every 30. The rest, they're busy cooking and eating and dancing and having sex and trying to bleach or buy some effing fake gold or something. Just go to this party and dance and eat and, just shout at the children and beat them and even sleep with the wrong people or have a miserable effing husband that is like your enemy, making you cry every day.
which is more in our community. They are healthy marriages, but it's not many. Why? Because the people don't know how to be healthy. People never treat them like a healthy behavior when they're young. People beat them, torture them, essay them, shout at them, treat them like a piece of shit. So they don't know how to treat you like a normal human being. Nobody taught them that. And no one is allowed to talk about that to end. When you talk about it, you're negative, and you talk a lot, and you're depressed. That's why you're talking. I have to go to bed. This is sad, but I'm going to bed. But Senegal, they have a lot of essay, and Gambia and all over Africa that is going on, and they're putting it under the carpet or just not fighting it. This man was arrested, of course. People caught him. As you can see, the men caught him. But the community have to get out and condemn, especially the women. Take it very serious so the message can be heard. So the people that love children can be careful. But no, the women are busy listening to sex videos where they teach them how to have sex. Apparently, they don't know how to have sex. They've never had it. And there's no pornographic videos in the world to even watch and learn if you never had it and don't know how to do it. So apparently, they have to just go and listen to effing sex videos, sex live videos, and watch 20 million likes, 20,000 views, and tap until their fingers are broken. But they will never have energy for videos that is talking about essay and protecting children and women. They're like, it's because she was married young, that's why. So, as if I'm the only one that been through the wrong thing growing up. A lot of them did go through essay and horrible stuff, effing marriage or not. And they still have the gut to call me all of this name and stuff. And instead of just agreeing with the truth. Everyone knows that we're not perfect. Africans love to pretend like they're perfect because Africans are so traumatized and have ego and forcing to be respected and accepted. People already know you're not perfect. That's why you are dying. Your children are dying in the sea like a fish. The fish are having your children for dinner every day because they're trying to cross to another land. Your children dead bodies are in the fish. Yes, in the fish stomach. Yes, in the sea for the fish to have them for dinner. Right now, I watched a video this afternoon today on TikTok here. A boat left Gambia again for with nearly 200 people, including a pregnant woman. That pregnant woman dead body is found. The whole boat sink. A lot of them disappear in the sea. The sea take them away. Some of them, they found the dead bodies, including a pregnant woman. Nearly 200 people from Gambia. 50-something of them from Senegal. Trying to just... From Gambia, they go on a effing rubbish boat and trying to just dive into the sea, and that's it. How the hell are you running from Africa, diving into the sea or marrying anybody you come across to come here or just doing whatever the hell? But you cannot effing face the truth. If you're going to sacrifice your life like that just to escape the nightmare, why can't you then sacrifice half of that and just talk about the nightmare? Or at least allow us to talk. Even if you're not going to support us, you block us and go. How you have the gut to run? That's how I look at it. That's why I'm like this. I look at it like, okay, if my people have the gut to give me away when I was so young, to watch me have no school education, to beat me severe beating, that lead me to grow up and have the gut to get married to effing 60-year-old, to get my ass in Scotland when I was 24. If I can do that, why can't I then also have the gut to tell the effing truth to why we are even running to begin with? Why we can never be developed? Why we not putting children to school? Why we beating the children? Why we essaying them? Why we effing neglecting children and women that lead to this whole bad government? If anyone that is from Africa or just understand how humanity work, don't understand that, if any person don't understand that why Africa can never have a good government is because how Africa is programming women and children like they're a piece of shit, that person don't have knowledge of life. Anyone that don't know that. Thank you, Ami. You're welcome. Thank you so much, anyone that is supporting the video, but I'm going to go soon. If anyone don't understand that Africa can never have a good government and just nice, genuine, nice people, I'm not saying fake nice. No. You know me, I'm not like that. When I want to feel emotion, I feel emotion. When I want to laugh, I laugh. When I want to cry, I cry. Everyone knows me in my videos and just in real life. I'm like this. I don't know how to fake. I don't know it's because of what I've been through, but I don't know how to fake. Not that I've never faked, but I don't know how to fake. Even the older Scottish guy that married me and brought me here, I don't know how to fake. That's why he brought me here, and 12 days later he buy me ticket to go back.
because he used to drink alcohol. And I don't like the alcohol smell. I don't like the alcohol. So I never want him to touch me or near me or try to sleep with me. So even before he married me, I told him, you have to marry me before you sleep with me because I'm Muslim. Now he married me and I'm here and still I can't sleep with him. And he tell me, get the hell out of here. He bought me ticket to go. I don't know how to fake. And some people do it. They will marry to someone that is drinking and they never drink. They don't like the smell, but they just do it for something. I'm not like that. I don't know how to fake. I'm telling you, that was the only thing fake that I've ever done when it's come to, being with a man that you don't want. The other early marriages that I've been through was arranged marriage or just marrying someone out of fear and out of no choice. It's a long story. Because sometimes you explain your story to make awareness and people use it to say that, oh, you don't respect your mom, that's why you're talking that, oh, you're exposing yourself, then oh, you don't know how to keep secret. I know how to keep secret. I still have stuff that you will never know. You don't know how to keep secret. You're just fake and you're afraid of talking because you don't want people gossiping about you like you're gossiping about me. That's two different things. Okay? Look at how every day you guys coming here exposing your friends when you're not happy with them and doing stupid stuff and just gossiping about people and even you don't have a secret. I don't do that. See, I've been doing videos 8 years. Do you ever see me making live video for my friend because we fall out? Do you think I don't have friends that do me wrong? Or even family member? Do you see me coming here making live video for my family members or friends who are doing that all the time? You guys who say that I don't have secret. You come here, do live video for your friend who you fall out with, for your family member who you fall out with, talking about every single effing secret. Even talking about I effing lick your vagina. This is painful, man. I've never seen a community like this. So, I'm going to go to bed, guys, just going to go to bed. But, yeah, just painful again. But I'm getting used to this every year, Getting used to the community still doing these things and people still neglecting women and children, not taking it seriously. Learning to accept it, but still talking about it without crying or like having sleepless night with stress or whatever. But this is crazy. Because when you're talking about it, especially when you've been through it, it's painful and you're going to be very lonely in it. Do you know how many people call me telling me, you should stop talking about this. It's going to remind you of what you've been through. Yeah. Because you were married young yourself and that's easy. Don't talk about the stuff that you're fighting, and you go through it. It's going to make you cry. Move on. What is move on? Move on is you leave the children to repeat the pain? Or move on is for you to fight for the pain to end? I've never seen community like African community in my life. No community is as backward and wicked and stubborn and traumatized and egoistic and fake and wicked to women and children. Never ever want to change like Africa. I swear, I don't want to laugh. This is funny. Africa rather die than changing. Billahi wallahi talai. Hey, I hate trauma, man. This is why I opened my organization to fight against childhood trauma. Africans are too traumatized and wicked and have ego. They rather die than changing and accepting the truth. Especially the elders, a lot of them. They're very... And Africans, oh my God, very complicated, crazy, and just insane type of people. Not all, so just calm down. If you have African friend or you married to African or you want to... That's why they don't like the way I'm talking. They feel like I'm making people to be afraid of us or something like this. I swear, I shouldn't be I like laughing sometimes. I shouldn't be laughing at this. It's not funny. I mean, the current affair. I'm not laughing at the current affair. I'm just laughing at what I'm saying. Don't be afraid thinking that all Africans are like this thing when I'm saying Africans this, African this. Of course, it's not all. Okay? Some Africans have a mentality like me. They know these things are wrong and they don't do them and they don't promote them. Okay? But the ones that are very stubborn, even if it's nothing to do with essay, they're stubborn about the child beating, the belittling women and children, the insane controlling, the blackmailing, the manipulating, the just causing pain for women and children and even themselves, neglecting themselves and the women and children. The ones that do that is many. It's like many. It's like insanely many.
Okay, insanely many. Like the ones that do that is more than the ones that don't do it. Cross Africa, not just for Senegal and Gambia. So the ones that are doing the severe child beating, control freak, miserable, bitter parents, neglecting the children, neglecting the women, blackmailing them, torturing them, beating them, manipulating them, controlling them. They can't breathe. They are more than the ones that don't do it. Cross Africa. And the results of that is why the Africans are corrupt and bitter and lying. When you are strict parent, your children can lie because they're lying, so you don't beat them because you're sick. If they don't lie, you beat them. So then they grow up to be a liar to protect themselves. Don't you know liars are just protecting themselves in a stupid way? They feel like if they tell the truth, there's a consequence. So then they say the opposite. That's all. They're just protecting themselves. And they get that from the fact that when they tell the truth, you punish them. So they have to learn that from a young age that if they don't lie, they get beat or punished. So now they will lie so they can be safe. So people that you see lying and going crazy and don't know their self-dignity, don't know their self-worth, neglecting themselves to death, sleeping with the wrong people or drugging themselves to death or doing stupid stuff is all rooted from the pain that people are causing children. This is why I love talking about this. So I have to go. Good night. If you're watching this, the message is not for you to just hear it and quiet and move on. It's for you to pass on the message for people to stop SA all over the world. Children are not for you to use for your sick desire or sick behavior. I don't care what happened to you. Although it's research said that people that have been SA, most likely at least 80% of them will do that to somebody else or want to do it. They will have the aim to do it or they will do it. That's why SAs are very bad. It's very easy for the person that go through that to jump on the next child. So people should stop saying, I don't care that you've been SA or not. I was married extremely young. Did I see, will I see a little boy or just see young man in general and think of anything? No. So I don't even know how people that been SA think of SAing other people. I don't understand that. But its research says that people that have been SA, at least 80% of them will definitely do it or want to do it. So I don't care you're SA or not. Leave the children alone. You will have the karma. Especially when you're African. Because African children, African women in general, but just African people in general, us, a lot of Africans are very cool with their fellow African. Not all, but a lot. So, and they don't have patience because they've been through severe child beating. So they get angry quickly and get frustrated quickly because of the pain they have. And they have other pain as well, just as adults. Because it's not easy to be African. Families, married, children, especially when you have families or you're married. Sometimes the marriage can be very bad, toxic marriage for most of us, by the way. Abusive and just cheating, lying and manipulative and just neglecting you type of marriage. Or the husband family can also bring you trouble. It's hard, and poverty and stuff. It's hard to have a healthy, secure marriage that you're happy, you the woman. But it's even harder for you, the woman, to have a good, kind, loving husband when you have certain trauma. Or even for the man who have this sexual abuse trauma or severe beating trauma, to have a good, caring woman. Because if the woman also have that trauma and have that pain also, she cannot have the patience, the kind, loving heart to try to understand you or try to negotiate with you or try to tolerate you. And you're going to have certain behavior that is going to make her feel or him feel trigger and feel, it's going to just get more chaos and worse. And the other people that maybe don't have that trauma might not want to associate themselves with people like you. I know I've been here for 90 minutes now and people are not tapping enough at all. TikTok is saying that. Let me block this person. It's also one of my haters who is just coming here to bully me every single time. But she will never tap, see her or support, but she will just coming to bully me. You see? So the person that I'm not a relationship coach. So I don't know why you're saying that.
I'm not a relationship coach. I don't know why you're saying that. Yeah, so the person that have the pain of trauma, it's hard for them to have a kind, loving person in the community or group of people to support them. So why are you creating the trauma then? And the person that have the pain of SA and severe beating and child neglect in general, they get angry easily or feel sorry for themselves or feel unloved. But they're gonna feel like that in a sick, traumatized community that a lot of them feel like that anyway. So then they're gonna come attacking her or him or bullying her or him or just fighting with the person, and then they're never gonna get on, and it's gonna get chaos and worse anyway. Thank you so much for the donation. A traumatized person, especially when they have trauma from SA, like what this man did, SAing a 7-year-old in Senegal. When the person have SA, they've been through it, or they've been through severe child beating, they're gonna grow up, the trauma is there. Depend what they're gonna do with it, or what is making them do. People react to their trauma differently. People deal with it differently. So some people might deal with it with pain of anger, fighting, arguing, or smoking, drinking, or having sex with the wrong people, or trying to essay somebody else as well, or just but it's gonna come because they're gonna feel unloved and feeling sorry for themselves, and they're gonna get triggered quickly, because of the anger and pain they have. So then when they get married, for them to have a husband or a wife that is going to tolerate that. Ooh. Especially if the husband or wife been through that as well. The two chaos people. That's even worse. What type of home that's going to be? That's why our homes are very bad. That's why a lot of African marriages are very painful and bad. It's because both the man and the mother and the woman is traumatized for a lot of homes. That's the truth. They've been through severe beating and even SA, but the severe beating for sure. But even SA sometimes. So it's both. You have the SA and the severe beating. That's even worse. Each one of them is their own trauma, but they're similar. The pain is similar but different. Do you understand me? And us, we have educated people in Senegal and Gambia. They never will focus on this. They rather die. I don't know what type of people are this. Me that is focusing on this for 7 years, they always bullying me that I'm mad. Pardon me. They said I'm depressed and I'm mad and I talk a lot. These three. And that this happened to me because I was married young. So, and that's what I say, that's why I'm talking. And that I hate men even. When I'm just saying don't essay people, don't beat them, don't torture them, don't manipulate them. If you're marrying, just marry them for good reason. To love and protect them. Not to have sex with them and use them and manipulate them and dump them or make them cry to death. They turned it to I hate men, and I was married young. That's why I'm talking about this protecting women and children thing. It's because of my trauma. That's why I'm like this. So people just have to understand me. As if I'm talking to unalive people and that what I'm talking about is a lie and that we shouldn't focus on this. We have nothing else to focus. And I'm going to say this before I go. We have nothing else to focus as Africa, across Africa, apart from this. These three. These four, sorry. I'm going to say this before I go. The neglecting children and women. The neglecting women and children. The severe child beating is inside the neglecting women and children. And the SA and the FGM for girls. The lack of education, all of this is inside the neglecting women and children. The bad marriages. Marrying somebody you shouldn't marry because you've been forced, or you marry them so you can have a house, or so you can have something, or you marry they're beautiful anyway, even though they love you. Just the wrong marriages that many of us get married. The second one is for us to learn how to tell the truth and how to agree with the truth and how to love and know our self-worth and our self-dignity. And all of that, we don't have it because of these two that I explained. Especially the first one. Is where it's rooted from. The last one is for us to focus on healthy eating
and exercise. Africa have a lot of healthy food, but people don't eat it. Thank you so much, guys, especially Gambia and Senegal. If you know the amount of people that are sick in Gambia and Senegal right now, or just all the African countries that don't eat healthy, and the African hospitals don't even have paracetamol, guys. Paracetamol they don't have. If in bandage they don't have. A lot of hospitals don't have bandage. If in bandage they don't have. People understand that fully well, and they still never gonna eat healthy. And they know they're not eating healthy. And they don't care. Do you hear me? We shouldn't focus on anything apart from these four. But the first one, hold everything. That's where this whole effing chaos is from. They're not eating healthy is because you don't know your word. You don't care about your word. You don't care about your health because you don't care about your word. That's another story. I'm going to repeat this again. The neglecting women and children that include the beating, the SA, the lack of school education, the FGM for girls. But I'm talking about boys and girls for neglecting them. Okay, the SA happened for boys and girls. The severe eating happened, severe eating, subhanallah, don't eat them. The severe beating happened for boys and girls. The lack of education happened for boys and girls. But the FGM is when they cut the little girls' little clitoris. That doesn't happen for boys. Because boys, they take away the skin. The girls, they're cutting the hard part. That's why it's there. That is also another insane abuse for girls. Okay? So, the neglecting women and children, including the underage marriages, force or arrange underage marriage for young girls to go and get married. But even boys, but mainly they do it to girls more. But they're forcing boys to get married to people they don't want to. But they don't normally do it when the boys are too young, like they're doing to girls until now. I had that long time ago. They used to do it for the boys when they're like 15 or around that age. Long time ago. But they're still doing it to girls that are not 15 or just 15. Especially African Muslim countries. Cross that effing African Muslim walls. Even the Arab Muslims, some of them do it. Or, all this Somalia and all these third world effing sick countries. Thank you so much. But I had to go. But thank you for donation. So, neglecting women and children, number 1. 2, telling the truth, agreeing with the truth. That's from the neglecting. The neglecting women and children is the reason why many of you marrying hundreds of wives, or 2, 3 wives, or 4, or just marrying someone and it's not, you're not married. You're married, but you're not married. You're having sex everywhere, doing whatever you want, talking to your wife anyhow, treating her anyhow, like she's a piece of shit. She has to just cook and shut up. Cook and clean 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 and shut up. Okay? That's how a lot of you, treat your wives. The wife try to have one tiny dignity, one tiny self-love, one tiny self-respect, one tiny feeling sorry for herself to protect herself from this pain. You tell her, how dare you? You don't want to be married at all. Just cook and clean and shut up. Why are you talking about something else? That's another story, our bad marriages. Not all our marriages are like this, but whatever I talked about here, we have it more. That's why I'm talking about it. Whatever I talked about, we have it more in our society. We don't have it less. Now, the bad, evil ones are going to tell you that, it's not many. Whatever I talked about, we have it more. For example, if our people are 10, at least 7 are doing these things I talked about. Whatever I talked about. Until now, Africa have children that are not going to school. Plenty in that Gambia alone. Gambia, you see Tanje, my organization is in Tanje. You see when I registered my organization a few months ago, Tanje, where I live in Gambia, just my area, not all of my area. Just 2, 3 compound in my area. Children all over the place, no school. Imagine my whole area if I have to pull out how many children did not go to school. And I have to put them to school with my organization. Imagine the whole of Tanje when I have to pull out how many children. Just Tanje alone, if you pull out the children that are 14, 15, 13, 12, and they cannot write their name, they've never been to school in their life. And they might never go. You can't believe it. Just Tanje alone in Gambia. Not to mention the rest of Gambia. Not to mention Senegal, Mali, Guinea, Nigeria, Ghana.
all of these African countries are still full of children that can't write their name. And people understand how important it is for the person to effing have basic education, to be able to effing send a text or effing send an email. And they're not bothered to talk about that. They're not bothered to take that serious, just like they're neglecting the essay. I've been talking about that for years. 8 years now I've been doing videos since Facebook. And they always call me mad and depressed and talk a lot. And they go to where people talking about sex. They say those people are good and that they know what they're talking about and that it's good they're talking about sex. People have to learn about sex. When everyone know how to have sex, even the rats know how to have sex. That's why they have children. They are pro-sex teachers who are porn stars. Those are pro-sex teachers and they're not afraid of what they're doing. They'll put their effing face in the camera. Even people in the villages have those videos. People in the bush going farming, they have those pornography videos to look at if they want. If they don't know how to do it. This community don't have problem for sex. They have problem for who to have sex with and do you even love the person? Or did they not even betray you so much that you don't want to see their gut? Or do you even love them or you marry them for opportunity because you don't know your worth and you don't give a F? Okay? Or do you just get sick of them and hate their gut and you don't want to sex them? But it's not that they don't want to sex you, like they don't know how to sex you. Anyone tell you they don't know how to sex you, they're lying. They don't want to sex you. They just don't want to sex you. But people love to listen to sex because they love sex and food and money. Pleasure. They're looking for pleasure because they have depression. Especially my people. They watch those videos 10 hours tapping until their fingers are broken, gifting cars and aeroplanes and everything. Subscribing on the person page, giving them 20 million likes for talking about this is how you have sex. And when people talk about how they were essay when they're young, they don't care. They show no emotion, no remorse at all to those victims. Just like, we just want to hear how it happened. We don't care about feeling sorry for you or condemning this. Like stopping the whole video and just focusing on the fact that this is wrong and putting all the reason why we should end this. No one cares. The host never ever done that. I don't watch her live like that, but I see it a couple of times after I see people talking about her. I've been to her live a couple of times and see it a few days ago, and she never focused on condemning that. She just like, I want to hear the next story. I don't want to hear all of this. I don't want to hear how it happened. So you sleep with the young child. So what did you do? So how did you do it? Oh, but do you know this person is young though? Oh, and that's it. Next person. So now it's like the whole tone, they want to turn it to some pedophile show where they can go and listen to people that sleep with children so they can try to creep on into normalizing it or what, instead of condemning it. Why do you think this man have the gut to sleep with a 7-year-old in Senegal right now? And it's not current affair right now. People are not making live videos. They don't care. If you go down, you will see the video I just posted. But it's Wolof though. But anyway, I'm going to bed. Have a good night if you're watching this video still. But yeah, just make awareness about this wherever you are. All over the world, people love children that are going to still do it. I know. Sick people all over the world and they love children. But please, keep talking about this. Make awareness for people to be careful and let people take this serious. Government alone cannot fight this. And this is too much in Africa that we have to join hands as a community to end this. No government alone can end this. And we're not joining hands to end it. I'm very lonely talking about this over the years. It's just that I'm very stubborn with this fight. And I believe in myself. And what I'm doing is genuine. I love it. If not by now, I give up. They call me all kind of names under the sun. Look at since I sit down in this video until now. Look at how the video is like 40 people watching now. The video cannot even get to 100 because it doesn't have enough support. They know what I'm talking about. I was talking Wolof the whole time. The Senegalese people were watching when I just came in, talking Wolof for half an hour or more, telling them how they're watching this man sleeping with 7-year-old and they're not talking about it. They're not making it current affair.
and how when they marry somebody and the person is not a virgin, they call them a whore, when a lot of people cannot have their virginity because they're going to finger them or touch them or disvirgin them when they're young. Why you not talking about this? Just talking, questioning like I'm doing, and they're watching the video like they're dead. It's like every 10 watching is just one person who is trying like this little bit. And the rest just like, oh, you complain a lot, you're this, or they're like, oh, you're so ugly, or you're this, or kakakak, I mean again, kakakak. Did you guys not see those comments? But the comments were like long time ago. They fade away now, I think, but yeah. So I have very few people that are joining me in this fight over the years. Extremely, very tiny few people. Very extremely little amount. The rest, they hate my God. They're like me, I'm always talking about problem. I'm too traumatized, I'm mad. They're trying to bully me to run. That's wickedness. When you hear me talking for people to leave children alone, what have the children done to you? Do you think the children don't deserve someone who is speaking for people to leave them alone? Don't severe beat them, don't essay them, and put them to school. These three. This is the only thing that I'm fighting all these years. Don't severe beat them, don't essay them, and put them to school. Don't cause them trauma. The FGM is including in the trauma as well, chopping the little girl's tiny clitoris. For what? Africa love to traumatize women and children. Some using culture or religion. Some just do it like this man doing. Senegal have severe SA cases like people that are teaching people Quran. One of them over a year ago was in the current affair. Sleep with 36 children for 5 years period of time. The older one is 14. The young one was 7. The older one was 14, 10 and 4. For 5 years, he was sleeping with these children. And the children were like lot of children, 36 children. And the Senegalese don't care. They didn't make it current affair. They wearing, what's the English word? They're wearing, can't even talk. They're wearing, screaming about it, talking, going insane. It's me who was talking and they're telling me, oh, you're negative, oh, you're this. I'm telling you this. 36 children, 5 years period. You teaching them Quran. You are their Quran teacher. They're coming to you to learn Quran. And you're using your Quran school to practice your pornographic and your pedophile behavior. And that's not just him. All the time is coming in the news, all the time. And Africa, whenever they talk about one thing in the news, just know that 1 million is down here. They rather die than talking about anything in the news. They will do everything to brush it under the carpet. Whenever one thing come out in the news that Africa is doing wrong, especially to women and children, just know that they're doing the 100 million right here under your nose that will never come to the news. A lot of these people that are watching me for years, they've been essaying themselves, they've been severe beating themselves. They've been through all kind of pain and trauma that I'm fighting to end, and they'll still watch me, and they'll still rather die than supporting what I'm saying. That's how much Africans hate themselves and hate change and hate protecting women and children. Africa hate protecting women and children. And as long as Africa hate protecting women and children, Africa will never, ever develop or have the kind loving heart that they're yearning for. Genuine one. They're still going to be stopping each other, getting the little girls this virgin, and then when they marry them, they call them whore, that's why you're not a virgin. Getting them pregnant, and them call them a whore, that's why you get pregnant. Me, the pregnant you, I'm not a whore. Marrying you, cheating and lying and deceiving you, or just marrying anybody else they want. Having sex with millions of people, giving you diseases they don't give a F. Cheating, lying, scamming your entire generation for money, for whatever the reason is. Effing drugging, alcoholing, effing bleaching, effing beating the children to death. Just, I have to go here, but I'll show you this one last picture before I go. Africa will never ever fail to do this one. Like the essay that I just explained with that man did, and this thing. This picture here. Africa will never fail to do this thing to children. You see this beating? They do this and worse. Until they honor life.
o tocco an bit them for years kete their ears beat them. I have to go. Just have a good night, yeah? Another video. Good night. Fanaan leen jàmm maa ngi dem.